ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askan ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon sama gaañaangi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la première chaîne de télévision urbaine du Sénégal Gis Gis Sen Plateau bi ngeen xam ne dañ leen koy servir tous les dimanches de 21h jëm 23h ñu ci waxtaanee thèmes yu am solo di nuyu képp koo xam ne mi ngi ñuy bàyyi xel journée internationale de la femme oblige ça sera mercredi inchallah donc dañuy dajale daal di tënk lépp li nga xam ne jigéen war na ko ci société bi ñu waxtaanee ko. dañuy ramasser un peu partie point yu bëri parce que jigéen mën nañ ni mooy téye société jigéen mooy téye kër jigéen mooy téye lépp loo xam ne loxoom ma nga ca donc dañ koy résumer yëpp daal ci waxtaanee ma andi ceeg samay ñaari papa père May Ngone Fall andi ceeg papa Fallou Cissé andi ceeg ak Benoît andi ci ak Maya ku ci nekk am na xalaatam par rapport ak jigéen na mu war a comporter woo par rapport ak jigéen naka la war a mel ci société donc dama leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu si nekk sama plateau kenn par kenn ñu daal di avancer tranquillement papa maa ngi leen nuyu di leen ziar. gërëm di la sant sama doom Sophia Diatta j'avais tellement ta nostalgie surtout tey ñu seen journée ngay jigéen sëñ Fallou Cissé maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la ñaanal Benoît et Maya maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la ñaanal di la sant bu baax le grand caméraman Ndoye fàtte ma ko ñi ma jàkkaar lool ñoom Babacar Sow maa ngi leen nuyu di nuyu nag réew mi ñëpp di leen gërëm bu baax di leen ñaanal di leen sant di leen xamal ne tey journée de la femme comme ni nga ko waxee Sophia Diatta muy journée boo xam ne xam nga jigéen tamit dafa am ab cër ci société ma leen di ñaanal bu baax di leen gërëm di leen sant tamit di leen joxub cër waaye daal ba ma ca gënal moom mooy jëggën waaw jigéen ak jigéen waaye jëggën day moo ma ca gënal. d'accord moom la ñuy waxtaanee tey journée internationale de la femme ça sera le 8 mars mercredi inchallah mais tey dañuy anticiper tuuti parce que plateau gis-gis ku ne xam na ni chaque dimanche la donc damay tourner sama gauche daal di nuyu sama papa Fallou maa ngi lay nuyu di la ziar bu wér. maa fii ñu ngi lay nuyu di la jaanal di nuyu itam ñi nga xam ne ñoom nga bokkal barab bi. surtout sama waa ji nga sama xoloowaale bi. Benoît. namoon naa ko nag. dafa bari jàmm nag wax dëgg yàlla. dëgg la waaw noonu muy def it ci émission noonu la di nuyu nag suñ man caméraman damaa neex. dëgg la ndax ñoom bu ñu tegee ci yoon rek émission tegee ci yoon. dëgg la di wax réew mi itam man neexumaa am surtout guddi. dëgg la waaye sa yar ak sa teggin bi ñuy wax naa la ko. dëgg la te tey rek laa ko woo papa maa ngi ko woo. sànq la ma woo rek dafa xaw loolu xam nga ne. dëgg la mais nam ma wooyee kuñ ko wooyee nga ñëw. ànd ak yar jox la cër loolu la ma defal dama bëgg yéen ñi mu nekkal ngeen xam ko ay kilifaam dégg ko bu dee noonu lay wooyee ñi muy wooy kilifa gum gu ko neex mën na ko indi. moo tax ma kontaan ci moom ne man dama naroon a bañ. dëgg la ndax gëdd naa ko sax waaye ma gis mu wàcc li ngeen a abaissé di ma dalal ba am ma. ay gars yi naan am ma kon nag yow itam noo ngi lay nuyu di nuyu. Abou Fallou maa ngi lay fay bu baax a baax. c'est un plaisir dëgg la c'est un plaisir ñu koy am moom it suñu ay plateau Maya bonsoir. bonsoir Safia. donc waaw maa ngi si jàmm. donc vraiment maa ngi sant ñëpp ñu nekk ci plateau bi commencé ko par Père May Ngone. di la nuyu yow aussi di nuyu tonton Père Fallou di nuyu aussi Benoît. vraiment di rafetlu émission bi comme ni nga ko waxee tey dañuy à l'avance bien sûr. la journée internationale de la femme muy lu am solo ñu war a waxtaanee te ci rôle de la femme presque mën naa ne de manière diverse ci côté bu nekk. merci beaucoup. papa chaque jour dañuy fêter 8 mars chaque année on va dire chaque année dañuy fêter 8 mars. donc à chaque fois bu nu nuyu ma la tey moom dama laa fàtte xam naa li ñu wax sànq téléphone lu bëri moo tax ma tege ne instant bi nuyu naa la bu yàgg maa ngi ciy jégalu Benoît bonsoir. damay rafetlu rek. maa ngi ciy jégalu bu baax nga xam ne moom la sama papa bi wax. dëgg la mooy sa professionnalisme. merci et puis comme que ñaari jigéen a fi toog yow ak Mia maa ngi leen di souhaiter bonne fête. merci par anticipation le 8 mars. merci beaucoup mais je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un bon carême
à nos amis chrétiens yoo xam ne actuellement ñu ngi si carême bi di ñaan yàlla ñu dugg seeg jàmm et puis génn seeg jàmm et puis comme ni ma koy waxee rek di ñaan yàlla def jàmm Sénégal parce que moom la ñu am amiin et puis ñi feebar yal na leen yàlla yëkkati ñi nekk si prison bi yal na leen yàlla génne bon pour anticiper maa ngi fóon sama ñaari doom yi tamit tuuti ak maman fi di leen ne bonne fête di nuyu ñi nga xam ne moom mënu ma leen fàtte ku si mel ni Grand Diagne avec sa femme et di nuyu tout le monde ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Sen TV et puis di nuyu ñi nga xam ne ñooy cadre émission. merci beaucoup Benoît donc damay réitérer samay propos papa chaque année 8 mars dañ koy fêter chaque année c'est une fête boo xam ne famille ñoom ñoo ko moomal seen bopp tout ñëpp xam nañ ne nag jigéen chaque jour heure bu ñu xëyee day am poids bu mag bu muy poser ci société heure bu ñu xëyee parce que jigéen mooy jur ku baax jigéen mooy jur ku bon jigéen moom mooy yor société donc tey dañu xëy rek ne dañ ciy bëgg waxtaan comme ça 8 mars suñ ci demee jigéen bu ne xam boppam ndax ko ñuy feete war naa war a xam boppam wallaay su fi sax mënoon nga see ñambaat ne ba ki démboo jaay la bis bu rëy wala xamoo ko ban bis bisu soxna Jaara Poroxaan dëgg la soo fii di soxna soo xam ne dëgg la dund ga guddul lool ndax weeri ak ñett man wax waaye wàcc na ci alxuraan liggéey ci liggéey ba kii maanaam liggéey bu mucc ayib liggéey ci ak sëriñam liggéey bu mucc ayib dem sax ba digganteem ak borom këram mu am lu mu ca jëf joo xam ne rëy na rëy goo xam ne kenn mën laa wax nu mu demee muy ci liggéey muy ci nekkinam ak ñamu nekkaloon ca kër ga ca jigéen na bant mësta damm xat mësta damm yat mësta jóg dara mësta jóg kenn mësu ko atte ak kenn boole ko ak sutura dem ba boot ba mu doon boot ak njabootam sax ca doom jamu ca doon boot sax daan na dem ba doom ja sax daan na ko ci sant loo xam ne ci ab mbootaay da ko daan jëflante ak moom moo ko may tey bis bii te jigéen la ni mu am moonte am na ñu ko mën a am de ñoo xam ne ñu ngi ci société bi waaye da koo liggéey ndax jigéen ne jur ku nekk moom rek la sunu borom autorisé mu jóg taxaw ne maa nga jëm fekkat bërëb bee ma jëm dinaa fa jur wàlliwu wala dinaa fa jur ku nuy soow wala dinaa fa am nangam wala dinaa fa jëf nangam moo mën a xëy tabax àdduna waaye moo mën balaa jant be soo mu toj ko ba mu yàqu rajaxe ko yàq lépp loolu jigéen mën na ko dëgg la Papa Fallou waaye jërëjëf dugg na fu am solo doore ci ku am solo muy soxna jaara maam jaara mës la tongoo maam jaara mës la songoo kii kay mësul toog dëngoo ak kenn soxna saa néew dëgg la kooku moo defar Serigne Touba soxna Jaara Serigne Touba jàng na ni ñëpp am nay waajur ni ñëpp waaye waajur wu jigéen wu mel ni soxna jaara la ñu bari am dëgg la dara ko daan defar ba defar ñeneen ci bu guddi jotee day dajale ak njobootam sëñ Touba ci lay bokk booba sëñ Touba ngi toll ci ati po sëñ Basirooy wax nag di doomi sëñ Touba nee na booba la tàmbali miin jaamu yàlla te maam jaaraa ko ci tàgg yar ndax maam jaara yëmaloon ci dégg alxuraan rek waaye woy juróom wu jigéen danaan jàngali góor wax nañ ne danaan muuru ba nga xam ne li ñuy wax suumu mooy niqaab lii xew nii dëgg la bu ko defee góor ñi duñu am kersa ndax moo leen raw te ñi xam lim xam booba bëri ñi maam astawaala mu leen di jàngal kon bu ñu ñëwee ci bis bu toll nii muy bis boo xam ne at mu jot ñu koy coow ni ngeen def lay ndax bu ngeen dee bëgg a jariñ kuy dugg ci dara da ngeen koy wax ak moom balaa mu dugg mu xam ni muy dugge ndax bu ki dane tëb dugg yomb na waaye tëb génn jafe dara dana ñëw rek nga ne barax dugg dëgg la ñu téye la fa doo mën a génn ñu ne la fi te dugaloon xob sa ca pax sa du ko ci génne dëgg la bis bu rëy la bu ñu wax waaye foog nga xam bis bi fu mu jógee lu tax mu jóge fa lu tax ñu taamu ci jigéen bis bi lu mu koy jariñ ndax bis bi dañ koy wax li mu war a def ndax bis bi dañ koy wax li mu war a moytu ndax bis bi dañ ko ci waxal li ko jig wala bis bi dañ ko ci waxal li ko jigul ndax bépp société ngeen di ko wax penc mi su amul jigéen ju mel na mu war a mel ba mën a jur koo xam ne dana yor penc mi ndax na nga xam ne nag jigéen ndab la ndeem yaa am fayda ba sa jëkkër sax doo ko ci yekkal ci ndab lu setu aste yàlla dëgg la jigéen ju set ju laab ju tege ci yoon la yàlla lay jox
kum doyloo di ko yónni ci kaw suuf si xutbu raab ya laqtaab ya labdaal ya xawsi ya wali ya ak ci jigéen lay jaar waaye mbër ya rappeur ya waykat ya fecckat ya ak bandkat ya jigéen leen di waaw noonu la tudd dëgg la ku ci ne ndeye la jur dëgg la yow léeg-léeg nga dégg ñu ne nday jee liggéey ak nday jee baax ak nday jee nangu bokkul boo liggéeyee ni mbaam mbaam day liggéey moo dàq liggéey fas waaye mu njëriñ ci kër gi soo liggéey pare rek sànni ko parce que liggéey doo nga la man lu mu mën dana la ko yàqal dëgg la kon jigéen du liggéey ga nangu ak nooy ba su bis bi ñëwee ñu jiital ay nit ñoo xam ne dañu leen a tuddee femme intellectuelle te jigéen su xasee ñu ne ko femme intellectuelle rek rey nañ la ndax kon boo àndee ko mel ni man te du ma intellectuel di taalibe day mel ni man waruma takk ab taalibe war a takk femme intellectuelle te jigéen liggéey ñu ko pour lu dul góor moo tax yàllaa ngi liggéey yeneen jigéen ci aljanna muy xaar góor ñim gërëm ña nga aljanna fees fa del génn góor nekk gu xanaa góor guñ tàpp boo xam ne du xam jigéen ñiy liggéeyal jabar yooyee di xaar ñi yàlla gërëm óorul ay ni la ñu jigéen ju sàggan fii doo ca bokk kon jigéen bu mu roy xànju su bëggee jariñu xànju doon nit ku baax dafa mooy yàlla dafa am xaritam bu mooy yàlla njaaloo mu terale ko boppam mooy yàlla gum tey te kële muy ndate li mu mooy yàlla mën naa am dañ ko forcé dëgg la te la ikra fi diin na teg yaa xànju waaw mais xànju nag moom mooy yàlla mooy yàlla goog ba addunay tukki saa bu ñuy waxtaane rek nettali ko mooy yàlla ga tegu ko ci dëgg ndax li yàlla bañ la dem terale ko nit yàlla nag seetaan leen ñu am mujj gu yàqu mujj gu bon ndax dañoo mujj ñoom ñëpp xaru kooku du royukaay te buñ nee jigéen ñi 8 mars suñuy waxtaan tudd xànju tudd ndate yàlla tudd talaatay ndeer te kenn du ci royukaay ci jigéen ju baax ci ñett ñooñu ñëpp ñoo ma lay wax ni talaatay ndeer la ñu def la tax ñu rey seen bopp l'islam terewu leen ko kon rey sa bopp du ndam te ñoom dañoo xaru kon bu fekkee ne dañoo bëgg ne dañoo am jigéen lañ yu mat ay intellectuel lañ dañuy jël ko mel ni maam Jaara moo leen gënoon di intellectuel soxna comme Astu Jànq yaayi bàyyi ci jigéen ñi gën ci Sénégal la bokk maam Kumba Ndooy yaayi bàyyi laay wala maam Imaamu Laay soxna Jaariyatu topp ko sëñ Abdou Aziz sëñ Fatou Wele nga xam ne bu nekkaa ak jigéen ñi day dafa wan nit ñi ne leen man ndab lu set laa lu mën a jur Alaaji Malick ba ñuy xuus ca ndox ma yére ya rafet jigéen ñëpp woo ko ngir bañ a tooñ seeni yónni mu bañ awraam génn mu wàcc yére ya mu tooñ ba yàlla yónni ko mel ni Alaaji Malick moom la yónni jox ko ndax mooy ndab lu set la donc papa jox nañu ay exemple nit yoo xam ne ay jigéen yoo xam ne mën nañ leen roy ak jigéen yoo xam ne waruñu leen roy dinañ ci ñëwaat parce que talaatay ndeer li ñu koy dégg bëri na le pourquoi moom mu wax ne ñooñu du ñu royukaay dinañ ci ñëwaat loolu yëpp ànd ci ak père dinañ ci ñëwaat tout à l'heure dinañ ci ñëwaat en attendant damay jox parole bi Benoît comme ça après ñu gën a toj loolu mën cee waxtaan waaw Sophia man li may wax moo di du ma dem fu bari chercher loin ñun ñi ñëpp fi toog si table bi ku si nekk rek boo gestoo si gannaaw nga xool ki la jur sa yaay nga xool ginnaaw sa yaay sa maam ak ñeneen ma siy profité di wax am na jigéen yoo xam ne ay exemple lañu yoo xam ne man dama gis teg sama bët ku si mel ni Koso Diop ku si mel ni maire Djiba Diagne ku si mel ni maire Fat Ndiaye Bale ku si mel ni maire Paul Maire Diouf ñooñu ku si mel ni Tane Thiam ku si mel ni Tane Ndeye Diop lu tax may wax ñooñu dama màgg ñu tette ma teg ma si yoon teg entourage bi nga xam ne moo nekkoon foofu si yoon ba nga xam ne ñooñu mun naa leen citer en exemple que ay jigéen lañu yoo xam ne dañu sëy ba sëy jeex sëy ngir yàlla sëy pour seeni doom sëy pour seen entourage ñoo xam ne ay jigéen lañu yoo xam ne da nga daan toog sa kër boo génnee bu sa parents yi deful éducation sax si yow ñoom dinañ def éducation si yow ñoom dinañ la teg si yoon tette la mais journée 8 mars ak yi nga xam ne jot nañ ko fi wax naka la suñu société
jàppee jigéen au Sénégal. naka la suñu société jàppee jigéen au Sénégal. ndax jigéen bi fa muy liggéeyee jàppee nañ ko ni ñu ko fa war a jàppee. ndax jigéen bi fa muy jàngee étudiante yi ndax jàppee nañ leen ni ñu fa war a jàppee. ndax jigéen bi li nga xam ne góor yi ñun ñu ngi leen koy teg ndax yoon la. benn cas boo xam ne ñu bari dinañ ma waxati naa mooy polygamie. ndax jigéen ñi léegi bu ñu demee ba nga xam ne jigéen day yëkkati ale la jox góor pour ne ko takk ma. nga xam ne dañuy dem ba si biir jigéen yëkkati alelam ne jëkkëram utal ñaareel man dinaa la mën a supporter. ndax société bi. dañu jël jigéen toujours teg ko si suuf. wala ndax dañu yëkkati jigéen wala ndax dañu tollale. muy thème boo xam ne. mën nañ ci wax lu bari. mën nañ ci waxtaan bu baax a baax a baax. donc jigéen. pour man fleur la. dëgg la bu nekkee si kër. dëgg la kër ga meññ boo ko arrosé wul rek kër ga ne nii. dëgg la su dee donc jigéen lu jar a fonk la. te ku nekk rek booy wax si jigéen rek xoolal ki nga xam ne moo la jur sa yaay. exemple boobu boo ko xoolee rek. di nga xam lan mooy valeur jigéen. donc nañ ci ñëwaat jigéenu démb ak jigéenu tey dañ ciy waxtaan aussi ndax sama papa yaa ngi fi ñoom mi fekk nañ démb fekk tey ñun ak suñu ay maamaati maam est-ce que nii lañ doon doxalee ci àdduna ñun ak ñoom c'est vrai que bokkul mais est-ce que amul lu ñu war a sàcc ci moom rek daal di ci ñoom daal di jël daal di koy ndafoo parce que dafay am solo Maya maa ngi lay nuyu encore une fois di la bàyyi kàddu gi. waaw Safia maa ngi lay fay bu baax a baax. defe naa ne ñetti gis-gis yi ma déglu léegi defe naa ne day replacer en tout cas le sujet dans son ensemble parce que sujet bi ñu wax tey mooy le rôle de la femme dans la société véritable levier de développement. Je pense que mën na nekk point d'interrogation mën na nekk aussi point d'exclamation parce que lu bëri dafa laxasu ci biir. boo xoolee journée de la femme depuis 1977 ñu ngi koy féete mu nekk loo xamante ni ay jigéen na ko xeex ba Nations Unies tey institué ko mu nekk journée boo xamante ni tey képp kuy état bokk ci Nations Unies def naan di nga ko fête ngir sargal jigéen waaye nag dafa fekk ne société bu nekk ak ay principe am société bu nekk ak ay li nga xamante ni moom lañ ko baaxee nga ñëw société africaine particulièrement nga ñëw société sénégalaise ndax boo xoolee man à chaque fois quand on parle du rôle de la femme man à chaque fois dama koy replacer dans son milieu initial pour dire que est-ce que réellement la femme a toujours été un peu cet objet-là bi nga xam ne peut-être aux yeux de quelques-uns dañ koy considérer parce que tamit li ñu jàng tamit xamale mooy que ne boo xoolee les sociétés africaines jigéen dafa mës a nekk loo xamante ni tamit jox nañ ko quand même gëddam quand il s'agit même de prise de décision boo xoolee bu njëkk ba nijaay doomu mag mooy jarbaat mooy doon ça doon di que ne tey le rôle maternel dafa nekk loo xam ne lu ñu yàgg jël la boo xoolee dañuy wax naan sama professeur Massamba Gueye dafay wax benn bés ne boo déggee góor ne damay waxtaan ak sama ñegenaay te xam ne ñegenaay du wax nga xam ne kon jigéen la donc loolu sur le plan traditionnel je pense que nga jël talaatay ndeer comme exemple bi sama papa joxe léegi pour dire que ne vraiment jigéen dafa mës a jouer rôle am dans la société maintenant fi peut-être fi problématique bi di ñëwee mooy que ne le monde évolue maintenant le monde évolue est-ce que tey jii avec l'évolution monde bi ni muy évoluer tey fi ñuy wax par exemple accès le développement est-ce que foofu tey war nañ fa aussi replacer le rôle actuel tamit de la femme pour dire que tey dañu war a harmoniser wala bokk ñu je peux dire je perds même le mot ñu pas rationaliser en tout cas mettre au temps top li nga xamante ni mooy rôle de la femme xool aussi ci biir tey liñ boo gisee ñu naan autonomisation de la femme parce que thème bi ren ci journée internationale de la femme mooy li ñuy wax les femmes dans un monde de travail en évolution c'est-à-dire vraiment promouvoir le 50-50 d'ici 2030 donc yaa ngi ree Safia mais loolu thème bi la lu am solo la ñu waxtaan ci parce que thème boobu mooy thème mu année bi ñu replacer ko dans son ensemble jël ci tradition jël ci modernisation xool tey quels sont les obstacles tey yi nga xam ne mooy tax tey la femme tey autonomisation bi nga xam ne war na koo am tey ñu relever ko soulever ko xool aussi les tenants et les aboutissants xool aussi quelles sont les perspectives à mettre en avant pour pouvoir permettre à la femme de valoriser son plein potentiel. D'accord dañuy dem ndànk ci li nga xam ne papa moom la ñu ko soulever muy kan la papa Fallou moom la ñu ko soulever muy kan la ñu war a roy déjà kan mooy jigéen bu baax ki nga xam ne war nañ koo mën a roy ba 8 mars bu jotee ñu jël exemple ci moom après ñu daagu ndànk dem ci li Benoît parce que am na solo jigéen ñi est-ce que place bi ñu mérité teg nañ leen fa fii ci Sénégal parce que chaque jour dañ koy waxtaanee chaque jour ñu gis yu bon yoo xam ne dañ koy teg ci ndoddu jigéen ñi mais jigéen ñi tamit est-ce que la leen war ñu ngi koy def donc dañ koy waxtaanee yow mi di seetaan tey mën ngaa woote 88 628 89 90 bu dee yaa ngi Sénégal bu dee yaa ngi extérieur 00 221 33 841 02 20 papa ma bàyyi la nga ñëw ci talaatay ndeer
damaa dégg léegi mu ne ñooñu duñu ay royukaay ndax doonoo xar am déet waxul loolu. loolu laa wax. àddina démb ak bërki démb ak bërkaataan démb la amoon ak li am tey démb lan moo amoon jekki-jekki jóge gànnaar bokk ci buur taraasa ñëw fekk am réew nga toj ko rey góor ña jigéen ña nga njoñ jiital dem yóbbu jaay ak njaam booba ceddo gi bari na alxuraan la teewul ak sëriñ sax day nëbbatu ca jamono yooyu laa lay wax ñoo xam ne ñoom ñoo mel ni ku ci mel ne Béthio Sakoura Mbaaka yamar yaram Jóob Yoro Jaw Booli Mbóoj ñoo ñëpp di ñoo xam ne ay waalo nanu yoo xam ne démb ak bërki démb waalo dafa am lu fa représenté woon ba ci yéegi njëmbët mi nga xam ne doon ko jëloon déporté ko mu dem lu delloo ci ko Youssou Ndour wax na ko ndax fàttaliku ngeen talaatay ndeer way saalaa ay jigéen ñu bëgg leen a dajale dugal leen ci ab kutumbal ne doon leen yóbbu dem bu taraasa ay naag lañ dëg leen yóbbu ñoom ñu ne bokkuñu ci loolu duñu dem tey duñu dem ëllëg duñu dem dama ne la traite négrière sax ndax jigéen ña nga xam ne doon leen daan jàpp bëgg leen a jël déporté leen yóbbu leen ay États-Unis ay Amérique ak feneen ñii di daanu ci biir ndox mi ñii di bañ ndax ñooña royukaay noonu wala dumu royukaay jëlal ñooña nga méngale ak ñi nga xam ne doon daan xuut ci am réew bëgg leen a jël yóbbu leen gànnaar wala yóbbu leen feneen def leen jaam wala jàpp leen jaam ñu dajaloo dugg ci ab néeg def ku tëmbal daal di koy taal suñu du royukaay de am nañu ngor am nañu jom te am nañu lu ñuy bañ. Papa Fallou. moonte su ma duggee de ci biir camp militaire yi damay gis lu bind on me tue mais on ne me. yow laay wax on me tue mais mosoo dëkk ci camp militaire on me tue mais on ne me. désolé pas Papa Fallou. jërëjëf noonu mooy waxtaan. ci nekk sa xalaat sa gis-gis da ci am solo. gis-gis ngeen wax. li mu wax mën na nekk dëgg. li ma wax mën na nekk dëgg. waaye maa ngi téye li ma wax. di wax bu ñu ñëwee ci am réew. mu mel ni Sénégal. ñii ma wax ne fa. te jigéen ñi bu seen bis ñëwee kenn du ci dégg ñii naruñ lu baax. ñooña lañ doon def wéy na. te yéenay wax dépassé nañ ko. saa boo déggee ñu ne dépassé rek yu mel nii la. actuel yi mooy Maam Jaara mooy Soxna Kumba Ndooy mooy nangam ñu antitoy jaarta du seen morom moom dafa xeex ba dee moo tax ine ne Youssou Ndour wax na ko nee na saa maam nee na daw ba raw ci ngóor la bokk ma ne ko waaye bokkul ci jom xam nga am nañu jom ak mat nañoo roy bokkul de royukaay lu sacré la mooy ku def lu mat a def nga def na moom loolu mooy roy toppandoo nag bokkul te ñi koy def ñëpp kenn du ko ci def lim def dañuy coow rek tudd nañ leen ngir ñàng ko ci kanam jigéen góor ñi waaye gëmuñu ko waaye jéem a baax jéem a nangu ci kanam góor te nag bu ñuy bañ rek góoru sëy waaye ku nangulul góoru sëy nangul góoru fo rek ñii laay waxal yéen femme yii di xëccu nii ñooñu lay wax nag mutuñu topp li ñu wax gëmuñu ko jigéen valeur am mooy mu ne ci ginnaaw góor dégg nga nu ne chaque réussite d'un homme y a une femme derrière mais quelle femme. derrière chaque homme. chaque homme y a une femme derrière mais quelle femme du femme bu mel ni talaatay ndeer dee wàcc la fi day mel ni jigéen jii ma lay bëgg a wax ñii ma la wax moom li mu ma la ñoom xam nañ ko leen fi wàcc nga sa bopp rek boo leen roy topp seeni doom rek ak seeni sët waaye xoolal kii ma lay wax. ni mu indee kii tudd Maam Jaara tudd ne kontaan naa ci nag tey moom damaa kontaan ci moom. nit da ngay xam say dëkkandoo xam say bokk. dëgg la wax ci ñoom. invité naa nit ne ko sa baay laa dégg nii man sa baay mënu ma jeex ma ne ko da ngay wax ci baayu jàngo waxal ci sa baay waay. ndaw si dafa am jëkkër ji dee royukaay ngeen di génne moom laay indi. jëkkër ji doom ji dee jaaxal ko wopp jaaxal ko lool mu sonn lool.
jékki-jékki daal na kaa man daal dégg naa ku ñuy wax Benoît mi ngi Tëngéej ku mën a ñaan la xaaral ma dem fa yoratuma dara nag mu ne ko waa xanaa nga dem waaye mat mu ne ko toogal te xoolal ma ko naka mu génn rek di dem ci arrêt bi rek xale bi dee jigéen ji am dal am ragal yàlla amul nite sang xale bi ba mu jekk mu def ko ni ñuy defaree néew tëral ko teg muur ko toog ca buntu kër ba di xaar jëkkër ji ak si ba waa jox ko saafara yaag butéel yaag ngam seen mu daw waaw ana mu ne ko yii ni yaay indi takat yow kay taloo ko kaay jëlal ndox sangul ay ni yaay ne nga ne ñu xelal yaa gis nga sa bopp sangu ko bam set mu ne ko defal naa la laal ci ni yaay xiifu nga am kay ni ma sonne jox ko ndox jox ko ñaari kaas mu naan mu jox ko doom ab guro ne ko damaa bëgg nag bala ngaa gis xale bi ba nga jógee ba léegi daa tëdd yéen wut sax mu ne mu ne ko moom kay jëm doon lépp bàyyi na parce que waxu ko de daa dee damaa bëgg nag am question yu ma lay laaj nga tontu ma bala ngaa gis xale bi fii kat dafa am ku ñuy wax Mbay Ngoone du Mbay Ngoone du moom kat daa ñëw fii am ku ko dénk di ko jël si mu nar a xeex ak moom ne du ko yóbbu te waa ji ko dénkoon te lim ko dénkoon soxla na ko mu ne ko nag da koy jël si mu ne ko du ci yóbbu coow li nag bari na ku ne wax na ca sa gis-gis comme seen émission gis-gis waaye nag man sa gis-gis laa la ciy laaj waaw Mbay Ngoone tooñ wala ki ko dénk mu ne waaye Mbay Ngoone day fontoo nit ñi yow ku la dénk bu ko soxlaa du ko jël mu ne ko ni yaay kon ku la dénk bu ko soxlaa day jël mu ne waaw mu ne ko doom ji yàlla mënu ko dénkoon te jël na ko ma lay laaj nooy def ndax yaa ma wax lii mu ne ko lu ma war a def mu ne ko muñ te xam ne yow loo ko bëgg-bëgg moo ko moomoon li tax nag mu bàyyi ma fi jël ko da koo moom nooy def mu ne ko suuli jooju jigéen a mataroy waaye jigéen joo xam ne ñëw nga fekk mu yuuxu ba taal dëkk bi nga xam ne yow ba ngay laata ñëw sax coowal nit ñi ñoo la koy yam nga sànni la nga yoroon doo xam fooy taxaw jooju jigéen mataroy jigéen daal day dalal borom kër te jigéen jooju bokkul talaatay ndeer bokkul du xànju du ndete yàlla mi ngi bokk ci jigéen ñi nga xam ne dañ leen a yar defar leen benn ñu jàng wala ñu niteel leen defe naa daal loolu. 88 628 89 90 00 221 33 841 02 20. salaamaaleykum allo bonsoir. allo waaw. waaw na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax sëñ bi yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi am jàmm sama njëriñ ak sëñ bi wér. alhamdulilah ñu ngi lay déglu sa gis-gis ci thème mu tey bi. waaw parce que ma déglu si thème bi moom waaw mooy sëñ Fallou bi seen wax rek. waaw maanaam jigéen moom boo ko rey moom et su ñoom ñu tudd mooy reyukaay ay soxna Maam Jaara Laay Buso. yaa ngi dégg ñoom ñooy reyukaay. waaye Sénégal moom dañoo tàmm benn affaire bu ñu rey moom yeneen léegi rey ay biir marché yoo xam ne xam nga dafa am solo booy rey da ngay rey ñoo xam ne ñooy ay reyukaay. te boobu biir marché bu ñëw da ngay woo ñu am xam-xam ñoo xam ne am na ñu reyee ay soxna Maam Jaara ak ay ñoom Maam Fatou la ñooñu ay ma dégg. waaye day yor yeneen bu jigéen yoo xam ne duñu ay reyukaay. ñan ay rey lañ ci kii ak rey li nga dafa am de. laa dee ngeer ñoo dañoo xaru. yaa ngi dégg dëgg la maa ngi lay dégg bu baax. donc jigéen bi xaru bu reyukaay. dëgg la. soxna Maam Jaara tey sax tam boom nga waroon def parce que si leen magal Porokhane am dina tam boom nga waroon def. yaa ngi dégg. maa ngi dégg bu baax waaye Sénégal fa nekk dëkk boo xam ne bu ñu rey dañuy rey ñoo war a ñoo jar a roy. yaa ngi dégg. maa ngi dégg dafa war a sell mel na Maam Jaara bu sa xool Porokhane la fay jaayante tey ay jigéen ñi fan nekk yaa ngi dégg maa ngi dégg. allo yaa ngi maa ngi dégg bu baax sëñ bi xool ñooñu am na kii wax perti fan waa tey dafa wax bu ak solo yaa ngi dégg allo. ay kii dama bàyyi maa ngi dégg. maa ngi dégg bu baax maa ngi lay dégg bu wér. waaw wax daf loolu yoo xam ne seen ay kon la nekk ay maire ba sax yaay ji ma jur na di wax maire Fatou waaw jigéen ñu rey kaa la Rosine Bamba. dëgg la. man mi wax ak man ñëpp tey man sama yaay moom moo ma ngént nekk jigéen ndeysaan. Père Fall ci sa moom xam ko bu baax. jaamu ko laa dëkk wala sëñ Bamba. dafa am jigéen ñoo xam ne ay rey kaa lañ parce que sëñ Tuubaa. waaye dañuy rey ay li ñu mën tey li fi xewoon fan yii passé ba jigéen boo koy xool. fu nekk jigéen ñi royukaay fu nekk la sa borom kër boo ko fonkee foog yor foog ko jigéen ñi royukaay la. d'accord
ayca ñu ngi koy bëggee bu baax a baax 88 628 89 90 bu amee ñu nekk ci ginnaaw ñu daal di leen di jël parce que ñoom it seen i gis-gis daf ñu amal solo donc nañ ko jël ki ci ligne bi salaamaaleykum allo. allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam na nga def. sant yàlla sëñ bi. ça va bien. alhamdulilah. waa soxna si. waaw. émission bi dafa am solo ñu bëri di ko déglu. ñun du ñu toog suñuy maam ñu toog foofu am benn waa ju toog fee di wax naan leen ay talaatay der ay ñooñu ay dañoo xaram di yàqay suñuy maam di yëkkati maamu jaamu fii. war ngeen koy yamale am seet nu ñu koy waxee gis nga keneen ki wax léegi waxuma Mbaye Ngoné beneen paa bi boo leen ko joxee moom dana wax wax yu rafet. ba du ñu heurter yenn confiance. parce que ñun dañoo nekk ay sëtu ñooñu. tooguñu fi di tay suñu bopp mais dafa amoon parce que loolu bu commencé woon bu ko ñëpp doon bañ kon jaam du am tay ci réew mi. dëgg la. ñooñu dafa am lu ñu doon bañ. dëgg la. ay bañkat lañu woon te suñuy ba ko am na ñoo xam ne bu ñu wax fi naan ceddo yi ceddo yi ñoo doon bañ ñi daan bañ la. doomu baadoo la yëf nekk tey jii di nangu lu nekk duñ ko nangu ñun. kon nag ñooñu koy wax bu leen ko laajte woon moom xamul fu mu bokk. te yooyu nag gis nga ki teen nag Mbaye Ngoné waxuma Mbaye Ngoné keneen paa boobu. ku xam adduna la del ko jox muy wax. incha allah te ñu fay nañu mel ni parce que ça nous fait mal ok. ñu ngi ciy jégalu bu baax wax yombul 88 628 89 90 00 221 33 841 02 20 salaamaaleykum. salaamaaleykum ayca kenn nekk fi papa ma bëgg ñu ñëw tuuti am na ku fi nekk. waaw am na ko jël salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna sëñ bi ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci émission gis-gis. alhamdulilah man je vous appelle de Conakry la Guinée je vous suis. d' accord ñu ngi bëggee waa Conakry bu baax a baax. alhamdulilah li ngeen wax lu am solo la. et quelque chose man qui me marque beaucoup. c'est que au fait on veut que les femmes soient sur la droite ligne. excusez-moi man sama olof moom damay jaxase. amul benn problème ñu ngi lay déglu bu baax. mais dafa am benn phénomène bu am importance bu am. c'est-à-dire bëggu leen jigéen ñi mel nañu war a mel. mais ñun góor ñi ñooy accompagner jigéen. ba tax ñun tam suñu melukaan mun na soppi melukaan yi jigéen. dëgg la ce n'est pas une raison valable mais c'est une des raisons. je donne un exemple simple dama mos a wax ci benn rajo ne gaa ñi dañ ne jigéen ñi lu tax léegi bu seen jëkkër takkee ñaareeli jabar et cetera ñuy changé doxin man leen parce que ni paa yi daan takkee jabar ñun noonu lañ takkeetul jabar. mais boo nëbbee sa soxna ne da nga am jabar def li ngay def c'est-à-dire la responsabilité bi nga xam ne mag ñi moo amoon nañ ko. ñun góoru tey responsabilité boobu dañ ko am. et je pense que góor ñi bu ñu wanee benn façade bu correct jigéen ñi dañoo mën a wane exactement benn même façade bu correct moi je pense que la responsabilité appartient également aux femmes mais surtout aux hommes qui accompagnent ces femmes. d'accord merci beaucoup. merci 88 628 89 90 Benoît ñu ñëw déjà ci moom point bi mu soulevé muy li nga xam ne ñu ngi koy traité jigéen ñi est-ce que jigéen ñi ñu ngi leen di teg seen place est-ce que jigéen ñi aussi ñoom it tegu nañ fa ñu war a tegu parce que droit dafa am mais aussi devoir am na. ok Sophia damay ñaan tamit benn affaire. moo di ko bu ñuy waxtaan. ku nekk rek indil sa gis-gis. c'est important. parce que yow tamit kii seetaan gis-gisam rek lay indi. dëgg la ñu bañ a jàppal dara. man dama leen ne du ma dem fu sori. dama lay jox benn exemple de femme. koo xam ne mi ngi jógee yaraax suba teel. 5 heures du matin boot doomam dem su mbéjin du waas ba 8 heures si guddi. dëgg la nar a jëlaat oto demaat kër war a defaral jëkkëram reer mais kooku rek y a combien de femmes yoo xam ne ay royukaay lañu fii si Sénégal moo tax ma ne jarul ñuy dem sax di seeti fu sori. dëgg la. bëri nga nañ gis femme boo xam ne dafay toog ndeysaan si ngelaw bi di jaay cereem boot xale bi. royukaay la. ci tuwaar wàll. suñu yaay yi bi ñu nekkee xale boo yeewoo ñu sang la. defaral la ndékki jàpp sa loxo gunge la nga dem jàngi moo tax ma ne boo gëstoo sa ginnaaw rek xool sa yaay xool ñu topp si ginnaawam rek ay royukaay yu bare ngi doon yow. mais man li ma ëppal importance et notre ami la bi génn wax na ko. mais est-ce que société ñaari nit la am. jigéen ak góor. dëgg la est-ce que l'homme jàppale ne jigéen ñi pour ñu mun épanouir pour ñu mun happy pour ñu mun kontaan des fois damay dégg Sénégal ñu ne ñu bari dañ koy wax góor jigéen ju nar a dugg àjjana sa jëkkër la fay dugal ma ne man est-ce que du sens inversé ku nekk mun na dugal àjjana yàlla mooy dugal àjjana mais loolu bu ñu koy wax waxi na tax
soo gisee ma wax loolu mooy la souffrance bi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy am Sénégal ma jox la benn exemple rek boo xam ne même bu fekkee suñu religion moo ne war na muy polygamie comme li waajooju wax da ngay gis góor boo xam ne day nekk ak jabaram am 17 ans 20 ans ñuy sëy ba yàlla def nekk ay mag kii am 40 ans yàlla def wërsëg ñëw mais wërsëg boobu femme bi nga xam ne moo fa nekkoon di koy muñ des fois du si bénéficier sax des fois day indi amosé boo xam ne si kër gi parce que waa ji génn na xool keneen dem indi dugal si kër gi muy li metti si jigéen loo xam ne même bu ko suñu religion waxee ak naka lañ ko war a defee ak naka lañ war a tettee ki nga xam ne moo fa njëkkoon nekk pour nga xam ne loolu du ko jox metti muy beneen bi mooy suñu société loo xam ne daf fi bari te kenn waxu ko mooy les femmes yi nga xam ne ñu ngi ci société yi di liggéey mais si ñu ci bari dañuy suivre oppression boo xam ne venant de leurs employés ñoo xam ne gisuñu dara loo xam ne Sénégal est-ce que loi baa ngi leen ciy jàppale soit da ngay joxe sa bopp pour mun a avancer soit defoo ko tu es toujours derrière daf fi bari ci société bi c'est vrai chantage bi dafa bari sur les femmes mais loolu ñun les hommes lan mooy suñu rôle naka la ñu war a def pour jàppale femme bi femme bi tamit lan la war a def mais femme boobu tamit am na ci femme yoo xam ne tamit li nga xam ne amuñu ko woon ci seen sëy dañuy bëgg seen doom am ko da ngay gis femme boo xam ne day ne doomam yow de motoo li nga mot sa jëkkër est-ce que utal na la jànq sa jëkkër est-ce que utal na la chauffeur sa jëkkër est-ce que utal na la lii mais loolu du jigéen boo xam ne tamit jigéenu royukaay la parce que yow li nga xam ne amoo ko woon sa foyer nga bëgg sa doom jël ko teg ko beneen góor wala nga xam ne jigéen boo xam ne day liggéey addunaam yëpp benn fan Safia mooy li ngeen fi doon waxtaanee mu yàq lépp naka la koy yàqee jaay na or ya jaay na këram jaay na léppam pour xewee ko benn fan xew ba jeex donc jigéen ñi tamit ci côté boobu war nañu am xalaat xool naka la ñuy changer naka la ñuy dimbalee tamit seen société mais li ci ëpp solo ma koy laajte mooy l'homme sénégalais naka lay jàppalee jabaram naka lay jàppalee la femme est-ce que uniquement comme li ñuy wax dépense bi rek la est-ce que uniquement daf ko war a jàppale mentalement est-ce que uniquement daf ko war a jàppale tamit pour l'avenir des enfants parce que nee nañu bu xale baaxee rek yaaya yar bu xale bonee sa yaaja la dëgg la dañ koy wax tout le temps Maya Safia damay ñëw juste rek xam nga la dernière fois ci émission bi parce que dama doon wax naan nit ku nekk man à chaque fois su may analyser benn situation di ko replacer dans la société damay wax un peu les droits et les devoirs parce que nit ku nekk ci àdduna rek da nga am ay droits mais da nga am aussi devoir parce que nous vivons quand même en société donc c'est important ku nekk xam lan mooy sa warugar lan mooy sa rôle ci société bi quand même nga di ko jouer comme li ma wax léegi damay ñëw un peu ci li nga xamante ni ay adage la parce que Papa Fallou dafa wax léegi ne derrière chaque grand homme il y a une grande dame c'est vrai ñu bari dañ koy wax mais xam nga comme li ma wax rek ku nekk ak gis-gisam ci mbir mi derrière chaque grand homme il y a une grande dame. Est-ce que c'est la dame qui fait l'homme ou bien c'est l'homme qui fait la dame mais je pense que ça aussi c'est très important parce que c'est une question quand même de positionnement xam nga tey soo gisee nit yàlla di boole góor ak jigéen ñuy nekk c'est parce que ku ci nekk da nga am sa cër ci sa morom te li Benoît wax léegi am na solo parce que tey jii defe naa ne jarul ñuy dem di jéggaane pour ay exemple par rapport ak jigéen dañu koy xool ci suñu biir yaa ngi wax femme yi nga xam ne dañuy quitter di dem di jógee Yarax et tout man je me souviens ba may doog a nekk étudiante ñoom laa doon bokkandool fajar gi oto di dem université donc à chaque fois dañuy am ay exemples yoo xam ne mën nañ ci sukkandiku mais soo gisee tey jii ñu def par exemple journée internationale de la femme te def une journée internationale de l'homme par exemple peut-être c'est dû un peu par exemple à cette vulnérabilité bi nga xam ne c'est lié quand même au sexe de la femme ñu wax tey égalité des sexes mais aussi dafa am lu am solo boo xoolee te dañuy wax naan jigéen ñi ñoom ñoo ëpp góor ñi te tey jii boo xoolee société bi obstacle yi nga xam ne moo war a gën a tax tey par exemple tey femme bi war a mën a ralentir un peu son développement wala valoriser son plein potentiel dafa gën a fës ci ku jigéen que mu gën que ci ku góor ki xoolal tey jii lépp li nga xamante ni tey war na mën a dal jigéen mu ñu ma dellu si un peu ci li nga xam ne Benoît mi ngi koy wax mooy que ne tey
góor am na rôle am ci société waaye jigéen tamit am na rôle am ci société. boo xoolee tey jigéen ñi éducation par exemple soo xoolee tey ñi ngi wax l'éducation pour tous le PT avec l'UNESCO pour dire que ne tey képp kuy jigéen wala nguy góor tu as droit à l'éducation parce que c'est un droit qui est fondamental tey alhamdulilah Sénégal tey boo gisee sax dañuy tooñ naan il faut parler de la scolarisation des jeunes garçons parce que boo xoolee léegi jigéen ñi ñoom ñoo ëpp sax ci classe falaa bëgg ñëw ak yow est-ce que xalaatoo ne ak jàng gi nga xam ne xale yu jigéen ñi ñu ngi koy jàng question bi après papa dinañ ci wax papa Fallou ak papa Père Mayim Ngoné Fall jàng bi nga xam ne xale yu jigéen ñi ñu ngi koy jàng seen entrepreneuriat nu mu développé instant bi nii est-ce que tu penses pas qu'un jour nañ dem ba dëkk bi jigéen ñi ñoo koy yore seeni loxo. dëkk bi jigéen ñee ko mës a yore. dëkk bi jigéen ñi ñoo ko mës a yore te ñoo ko mës a yore parce que la femme est au cœur du développement. quand je parle de dëkk bi je parle du monde entier. dëkk bi man je replace toujours dans la société. parce que c'est la société qui est très important. tey boo duggee ci kër yi dañuy jël suñu tradition. dañ lay wax ne la jigéen ci biir kër borom mooy toog toppatoo jëkkëram toppatoo ay njabootam. pourquoi pour que ku góor ki bu génnee xelam war a mën a dal. mu xam ne bàyyi naa ci kër ga loo xam ne moom moo gérer kër gi. donc derrière chaque grand homme il y a une grande dame donc c'est la grande dame qui fait le grand homme. Premièrement. Deuxièmement, il y a aussi tamit un phénomène qui est très important, c'est l'autonomisation économique de la femme. Tey jii le droit à l'éducation est un droit qui est fondamental. Les hommes naissent en droit égaux en droit et en dignité. Ce qui veut donc dire que jàngu jigéen tey ñu ciy def ay jéego pour que ku góor ki bu jàngee ku jigéen ki war a mën a jàng. ñu xool tey par exemple quand tu prends le domaine par exemple du travail tey bu góor liggéeyee jigéen tamit dafa war a liggéey. C'est-à-dire que man à chaque fois quand les gens nous disent que yéen góor ñi yéen jigéen ñi da ngeen di replacer quand même la femme def ko comme si dafa nekk égal homme. Non du tout. Man je pense que man je suis plus pour l'équité parce que équité dafa am importance équité mooy ku nekk nga replacer ko dans son domaine initial. mu xam ne am na cër bu mu ci war a def. tey jii je peux dire même que développement personnel lu jigéen. mënuñ ko def sans góor. développement personnel lu góor mënuñ ko def sans jigéen maintenant il faut poser la problématique sur la table tey jii boo xoolee en ce qui concerne la santé des femmes nga jël par exemple la mortalité maternelle am na solo. nga jël tey par exemple li ñuy wax les violences basées sur le genre quand on en parle les hommes crient un peu mais c'est la réalité tey jii y a des pratiques yoo xamante ni jigéen ñi ñu ngi koy subir dans une société boo xamante si ni boo xoolee ba ci biir du religion moom moo ko teg mais aada la mais aada boo xamante si ni dafay nekk loo xam ne c'est une violation fondamentale des droits humains mu particulièrement des droits de la femme nga jël excision muy xarafal jigéen bi nga jël les mariages d'enfants nga jël ak yeneen des mariages forcés donc tey jii suñu mbébét tey mooy tey éliminer toutes les formes de violence je pense que depuis 1976 on a voté la convention sur l'élimination de toutes les formes de violence donc les formes donc de discrimination à l'égard des femmes pour dire que ne tey jii lépp loo xam ne war na nekk obstacle à l'épanouissement de la femme wala freiner son développement personnel dañ ko war a élaguer. Pourquoi dañ ko war a élaguer parce que tey il est anormal qu'une femme dans la société mu nekk góor ak jigéen qu'il puisse y avoir quand même des obstacles yoo xamante si ni war na peser ku ci ku jigéen ki war a nekk loo xam ne avantage la ci ku góor ki alors que ñun on est en droit on est égaux en droit et en dignité donc Safia loolu lu am solo la tey jii suñu thème bi mooy la femme dans la société donc véritable levier de développement il faut replacer les choses dans leur ensemble on ne parle pas de parité pour dire que l'homme est égal à la femme de manière vraiment péjorative mais dire que tey jii les femmes dañoo taxaw pour que lépp loo xamante si ni tey ay obstacles la ñu éliminer ko. Voilà. Merci Maya. 88 628 89 90. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam Safia. Bonsoir Thiam, ça va? Ça va ñu ngi leen di nuyu bu baax. ñu ngi lay fay di nuyu suñu Fallou Cissé moom di rafetlu xam-xamam ak effort yi muy def ci langue wolof ñu ngi koy suivre. Pardon dégguñu ko bu baax effort yi muy def ci langue wolof ñu ngi koy suivre bu baax a baax. Papa Fallou d'accord. waaw benn waa ñu ngi koy nuyu di nuyu soxna si aussi. En fait, Safia, man ni may duggee ci kii bi je dis pas que je vais regarder le débat mais en revenir au thème. D'accord. Parce que la femme dans la société lañu wax véritable levier de développement. soxna si mi ngi doon wax sànq ne jigéen ñi ñoo mos a yor adduna bi man dafa am loo xam ne foofu laa bëgg ñu delluwaat fa. Parce que tey ñu ngi célébrer la femme un peu partout dans le monde mais jot nañu contextualiser ko tuuti parce que fa ñuy roy France. di ko ñuy roy Sénégal. dëgg la. di ko ñuy roy Japon. bokk ñuy royukaay di ko ñuy roy feneen. dëkk bu ne am nga sa royukaay. dëgg la. selon tes réalités. dëgg la. mais am na benn réalité boo xam ne moo kawee réalité wu ñëpp mooy réalité wu borom bi parce que am na nu suñu borom tërale
tey ñu ngi wax naan l'islam dafay xaw a woyofal jigéen même dans le christianisme on dit waaye dafay xaw a kii l'homme est chef de famille mais il faut en revenir au rôle originel de la femme et c'est quoi tey jigéen ñu bëri dañ naan góor ñi yërmatuñ jigéen ñi ñu ngi dal seen doole d'accord mais le rôle originel de la femme a été dévoyé, a été faussé laaj ma kañ la faussé Safia ndey ji nekk ci kër di def li mu war a def ci doom di nampatal doomam ci yërmande jigéen moo mën a transmettre yërmande doom moo mën a transmettre douceur doom te àdduna mënut a fonctionner sans amour sans loyauté sans dignité sans attention c'est vrai loolu yëpp jigéen moo koy imprimer moo koy imprégné ci doomam moo koy inculquer moo koy dugal ci doom bàyyi mën na taxawaayu c'est-à-dire autorité waaw il incarne l'autorité mooy dem wuti indi mais dès l'instant que jigéen génn na dem ci biti mais ça fait su ñëpp génnee dem ci biti kuy def ci kër yi dëgg la kuy yer xale yi j'ai remarqué que le 8 mars ay jotee ñu jël ay femmes entrepreneurs Benoît mi ngi koy wax sànq kii jógee yaraax dem jaay jën bu ngoon ñëwaat boot doomam kan la bàyyee doomam ja nekk ci kër ga lan la def ci moom xale boobu du am amour maternel du xam lan mooy yërëm jigéen du xam lan mooy yaay kooku muy génn ñu dénk ko réew mu wëlbati jël xaalis dëpp kees gi les femmes le rôle premier des femmes c'est créer un citoyen former un citoyen moderne parce que la famille est la plus petite cellule de la société jigéen ñi suñ toogee ci kër yi defar nit ñi ñooñu ñuy génn suba nekk citoyen moderne yi ñooñu ñuy génn yërëm jigéen ñooñu ñuy génn mën a yor seen jabar dëgg la waaw parce que nag ku yor xol bu dëgër doo yërëm jigéen ñàkk xol bu dëgër boobu la ngay def ci mooy ñàkk di nga ñàkk am amour maternel boobu amoo ko la nampatal ci mbëggeel ak ci douceur waaw d'autant diront que jigéen warul toog ci kër dafa non d'accord war na liggéey mais liggéey boobu nag dañ ko war a xool parce que ça c'est ça wax naan la femme est vulnérable et ainsi de suite ñi dañu nekk ci entreprise yi ñu leen di xaw a kii c'est parce que c'est le sexe faible on peut pas en disconvenir c'est le sexe faible. d'accord Thiam Benoît dafa bëgg a échanger tuuti ak yow. dëkk yi nga xam ne ni jigéen ñi dañuy nekk kër ga góor ñi ñooy dem di nduggi sax di leen toggal. dëgg la c'est ça la réalité. d'accord ñun ñoo war a jàppale jigéen ñi. c'est vrai pour ñu mën a jàppale jigéen ñi il faut ñu inverser la tendance. c'est-à-dire bañ a jàpp ne émancipation de la femme ça rime avec jigéen ju liggéey góorgóorlu amutoon xaalis mu jékki-jékki am xaalis am société ñu naan femme leader ak femme bi defar bi def li mu war a def ci nit la femme doit construire l'homme la construire la société c'est elle qui est à la base de tout. c'est vrai foofu laa bëgg nit ñi. c'est vrai léegi Thiam Benoît dafa bëgg a échanger ak yow bu dee yaa ngi may dégg. mais nañ fàttaliku suñu njaboot. bon d'accord merci beaucoup Thiam. Merci, bonsoir. 88 628 89 90 00 221 33 841 02 20 jigéen mooy levier ci dëkk déjà lépp lu mu téye rek day taxaw papa mu ne tout à l'heure dañuy gis léegi xale yu bëri amuñu yërmande ci nit dañ koy gis fait divers yi léegi da ngay gis xale bu ndaw rendi yaayam wala xale bu réew tim papaam daal di koy rendi ana yërmande foofu jigéen est-ce que la ko war ci société la ko war ci njaboot déjà parce que njaboot mooy dem ba nekk société parce que kii génn nekk ci biti day dem sekku kook ay moromam est-ce que jigéen ñi ñuy def la leen war ci biir kër yi. parce que yàgg nañ ko waxtaanee fii. man kat doom gis-gis la wax. sama gis-gis. ci këru àdduna. gisuma ku ma ci mën a jële te du ma jóge mukk ci këru àdduna. ay kilifa taxaw ay sëriñ. ay boroomi kër. ñama na nga fexe ba. xam ne sa bopp. jant boo daanoo di nga yóbbaale ñu bare. ndax dafa am ñu xal seenu xol yóbbu leen ci. maa nga ca démb rek. jigéen dafa daan xas. jigéen dafa daan ñemeñ. jigéen dafa daan muñ. jigéen dafa daan yërëm jigéen dafa daan dégg. wax naa ko barki démb naan yu baax mooy journaliste bi nekk ci kaw. Evelyne. ne ko ana Michel mu ne ma nga fa ma ne ko mbaa soo wàccee di nga daw mu ne ma bon ba daf ma naan
sa doom ji moo goree bi ma ne ko lu tax mu ne léegi daf maa miin ba nga xam ne su ma wàccee day daw gàttanlu ma jël naari loxoom dootul wax dara ci nga xam ne moo koy yendoo ma ne ko wàcc bi ngay wàcc ak affection boobu suñu borom way jur woo gis ci këru àdduna day bind fii ak liif joo xam ne su ko tiimee di ko nàmpal da koy xool di ko gis di ko toqanti affection boobu mooy am ba du ne nga jël paaka di ko teg sa put wala mu lay duma wala mu lay rey am na rab woo xam ne du nàmpal rab dina jur ay doom di boot ay doomi doom waaye du nàmpal doom yi day ñëw tiim daal di xool ñu regg du nàmpal mukk ci këru àdduna dafa am affection bu muy am ci ñoom rawatina jigéen ñu ne moom mooy gën a laa biir doom ju góor ñu ne mooy su góorgóorlu tuuti am barke te nee noonu mooy gën a yërëm baayam doom ju góor li mu néeg a def baayam doom ju jigéen léegi koo def baayam laptukaa bi ngoone jéy dafa dem ba bàyyi xeex bu talaasa song ko xeex fekk nu jam baayam kii moom nu jam ko moom laptukaa bi ngoone jéy ba nu mbaaral ko tëgg kër dameel yi di saaf suuf di jël yuqi nag yi di ko dugal ci biir jam-jam yi di saaf suuf ba mu ñor di ko sotti di bës bal yi di fëx di génn loolu nga ne wax xayu ñuy xayu bal yi di ko génnee nu mbaaral ko ñu toog ba saag rek ab xare daal di jóg ñu seen xare bi ñëw def pëñ Ngoone Latir doomam jóg daal di daw daal di ne géwél yi ana man mbubb la bàyyi daan sol ñu yëkkati mbubum bàyyi daal di ko koy solal mu ne ana fitaluk bàyyi mu daw jël fitaluk bàyyi daal di ko koy ràng mu ne ana bal yi ñu soxal ko ko géwél yi làng ak moom ñi daan topp bàyyam làng ak moom te bàyyam a ngi nu mbaaral muy jigéen ju am jom foofu laay waxee démb ak bët ki démb laay waxee mu topp ci xare bi ñu koy digal naan ko diiral fee jamal fee mu nga nële kële la mu koy def ba dàqal bàyyam xare bi ba tax naan Ngoone Latir ma dàqaloon bàyyam trasa ñëw dellu si loolu jigéen na ko def man démb laa nekk fa laa nekk Saxewar Fatma est le père des 5 illustres Linguère yooyu Linguère yan la c'est kii ba seen Fallou Cissé le père des 5 illustres Linguère yaa leen xam Aïssata Codé Sambaak Fatma Mokhura Diak Dior Aïssata moom moo am ab sa mënoon mam nan jox demee teñ may sa teen Dior Samba mu ëlbatiku daal di ci am Ngoone Latir mu jël Ngoone Latir daal di koy jox Saxewar soxna Mbay Jóob mu taxaw daal di gin ci yàlla ne dinaa am lu ñëpp yu dégg moo jur Lat Joor càllala ga nag daal di wàcc nag léegi gànkal moo duma xooja daal di taxaw moom it bokk ak Lat Joor bàyyi ñu ëlbatiku ñu daal di wàcc Fatma Cubb daal di ñëw daal di wàcc Fatma Cubb ba mu wàccee daal di ëlbatiku ñëw Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma daal di wàcc ba Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma wàccee Serigne Bogaan Gueye daal di wàcc te démb ak bërki démb ay caddo nan woon waaye xoolal fi ñuy mujjee te ci jigéen la jógee soo bëggee ma joxaat la yeneen léegi man xam nga lan laa bëgg xam nga da ngaa fekkee démb bu fekkee tey li ma bëgg mooy nga revenir ci sama question mooy ci société bi instant yi naka nga gisee jigéenu Sénégal naka la ngeen gisee li leen war ñu ngi koy def ak li leen warloo ak seen i góor est-ce que ñu ngi leen koy defal foofu laa bëgg nga ñëw en attendant bàyyi ma jël ki ci ligne bi parce que mi ngi insister ma ñëwaat ñu continuer 88 628 89 90 salaamaaleykum waaleykum salaam Sophia. sëñ bi noo def. waaw Sophia ñu ngi sant yàlla di leen ziar yéen ñëpp. dellu ziar bu wér sant nañ la bu baax yow mi ñu woo. di nuyu nit ci plateau bi yëpp. ñu lay fay. di nuyu sëñ Mbaye Ngoné moomu nga xam ni moom dañu xamante yàgg na. ci milieu bu ñu tànn woon moom xam na ko. waaw dama bëgg a dugg ci léegi rek ci. maanaam li ñuy wax ni ci affaire jigéen ak société bi ak jigéen ci biir kër dëgg la léegi jigéen société bi société moderne dañ ci tàmmu maanaam jigéen yu am jom di liggéey di def di góor di def di dem di indi ci kër gi mais nag intervenant boobu wax na ko sànq jigéen dafa am lu ko war ci kër gi loo xam ne lii maanaam ci moom lay jógee jëm ci xale yi. dëgg la te xale yi ëllëg ñoom ñoo fii ñoo nekk ci société bi. Sophia dafa am lu nga xam ni nañ ko wax moom
su ma bañul nii mi ngi yàq suñu société mooy lan mooy li ñu copier occidentaux yi. c'est-à-dire booy copier da ngay xool di ngay copier nga copier d'une manière positive. copier d'une manière moo xam ni bi aussi vraiment ça va servir à la société ah mais boo xoolee léegi li ñu wax léegi ci violence bi nga xam ne am na ci xale yi ni xale mën a jële paaka jam yaayam wala mu jam moromam et tout ça mais foofu ne cherchons pas ça très loin mais nañ xool kii nampal bi ñuy nampal xale yi tant on dit que nampal bu doyul matul 2 ans wala temps nampal bi doyul bu ëppee tamit naan mën na porter préjudice xale yi non ñenn ñi dañuy nampal benn temps bu gàtt après qu'est-ce qu'ils font ils continuent à lui donner le lait d'origine animale et tout ça mais loolu day am répercussion ci xale bi day am répercussion ci xale bi bon man daal je ne suis pas d'accord à 100% que jigéen day bàyyi foyer après dem di liggéey di indi tout ça xale yi am moom benn contrôle. d'accord Aïcha ñu koy remercier bu baax ci gis-gisam aussi am na solo Benoît maa ngi ñëw ci yow de temps ma terminer tuuti ak Père ci li nga xam ne mooy li ma la laaj jigéen naka nga ko gisee ci société sénégalaise. ku nekk ak sa gis-gis ak jigéen ñi nga gis. am na jigéen ñu ma gis. am na jigéen ñoo xam ne gisuma leen. xamuluma leen dara ndax loo mën mbiru waay. borom def te loo yëgul. xaw ma nan la nekkee seen biir kër waaye ñu ma gis. gis naa ci ñu ma doy ñoo xam ne maa ngi leen di ñaanal suñu borom guddal seenu fan wéral seeni cër yokk seenu mën. di ñaan suñu borom may leen ñu jur lu àddina di dégg ci barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Khadim lépp ngir déggal seen way kii ngir déggal seen kilifa. ku ci mel ne Fatangi ne ak Abi Guèye Guèye bu ca Ndella Guèye li ma gis moom laa gis ci ñoom. ñu ngi seen wetu borom kër. ñu ngi làng ak moom ñu ngi am yërmande ak moom ñu ngi koy jàppale. ñu ngi koy dimbali ndimbal nag bu ko jegee daal ne am kooma tax waxuma koom de. ndaxte doonoo taxaw ñaar làng ci jamono dugg àdduna kenn ki mën moroomam lool sunu bàyyee moo koy ëppale lu nu dugg moom moo ko ciy ëppale sunu digaloo tool moom mooy mujjee wàcc suñu demee ba sàq yi taxaw moom mooy gën a feesle am sàq. ñu dem a dem ba làq jabar kenn ki nga xam ne moo doon noonu yaafuus bi moom nanu dem a dem ba mu raw kële ëppale ko mën ko mu daw daal di laajte daal na waaw lii lan la kii man naa ko mësa mën naka jekk bi ñuy waxambaane waaye bi ñu làqee soxna moom mu mën léegi te ab yaafuus la woon góor ga xool ko ne ko doom mu ne am mu ne ko su ngeen nekkee waxambaane ku ëpp doole ëpp pëstéef gën a nangoo liggéey gën a nangoo xëy yow yaa mën sa morom waaye jant bu ngeen demee ba làq soxna mu ne am mu ne ko ba dëgg seenu tànk nag ba taxaw ba ku nekk taxaw mu ne am mu ne ko ku la gën soxna moo la mën. si Ndeye Dial. est-ce que yombul des fois. lu am rek ñu ne si Ndeye Dial. voilà ana papa yi dans tout ça. non du loolu sax Sophia. ku nekk na nga xool quartier bi nga dëkk. nga dugg si benn kër. di nga gis famille boobu koo xam ne dafa baax lool. di nga gis si famille boobu koo xam ne dafa jub lool. di nga gis si famille boobu koo xam ne dafa bon lool. te seen ndey dafa baax. fan la ñu jëlee jigéen mooy jur wàlliw jigéen mooy jur ku bon mais jur ku bon taxul jigéen ja bon. ana nattu yàlla. fan lañ koy teg. di nga gis koo xam ne dafay liggéey àddunaam ñëw jur koo xam ne moo gën a bon si àdduna mbedd bi gis ko rek ne kii da yaa ji baaxul te fekk yaa ji def na lu nekk pour mu baax. mais loolu pourquoi ñu koy jël di koy teg si ndoddu jigéen bi. lu tax loolu laa bëgg a laajte pourquoi. rey am na. mais yàlla dogal na kooku moo def lu ñaaw moo def lu bon mais bu mu ko jël teg ko si ndoddu jigéen bi. te ñiy wax le rôle de la femme à la maison. ñoom lan mooy seen rôle à la maison. je te donne 2 exemples. du royu tubaab du royu dara. dama am sama benn grand bu baax ndeysaan
Sidi Diallo jabaram ñëw sëy si mu toog yaayam toog jabar ji day dem di fóot yaayam a ngi toog yaay ji jóg jàppale ko moom mu jóg di jàppale jabar ji di weer parce que bii def loolu bëgg nañu épargne loolu mu gaaw liggéey googu jeex mu am vie de famille ñu toog waxtaan combien d'hommes au Sénégal ñooy def loolu man yeewu naa gis sama papa toog di dimbale sama yaay mi tànn ceeb mais boo ko defee si yenn kër yi ñu ne kii da jabar ji def ko liggéey donc ñun suñu société naka la ñu war a changer pour yenn mentalité yi ñu génnee ko suñu bopp boo demee si côté islam si tu es musulman l'islam jàppale na la wax la naka nga war a jàppalee jigéen naka nga war a toog jëflanteeg jigéen naka nga war a fooyeeg jigéen mais est-ce que l'homme sénégalais accomplir na yooyu yëpp pour taaj jabaram si këram def nañ ko fi émission am góor yoo xam ne dañu yeewu ne wéy man sama jabar warul génn warul liggéey en vertu de quoi te nañu bàyyi di wax dañu roy si tubaab bi man damay roy si tubaab bi su ma gisee tubaab bi am lu baax dama koy ne dooñ nit indi teg sama dëkk parce que tubaab bi bu gisee lu baax sama réew daf koy ne dooñ nit teg dëkkam donc monde bi ouverture la boo gisee chinois bi bu baax roy fa boo gisee japonais bi roy fa jël fa lu baax lu bon moom kenn bëggu ko tubaab bi bëggul lu bon sénégalais bi bëggul lu bon donc royo ñu si tubaab bi mais est-ce que des fois du ñu jaawaat leen ne lii suñu culture la bopp bëgg ko imposer muy lu baax te du lu baax donc nañu xoolaat wax ci fan lay jógee nañu xoolaat entre-aide bi nga xam ne moo war a am si diggante góor yi ak jigéen yi sànq wax ngeen fi lu am solo mais taxawal si tali bi oto yu rafet yi jigéen di dawal ñoo ko liggéeyal seen bopp parce que dañuy nangu jàngi dañuy nangu dem dañuy nangu uti xam-xam toog liggéey mais des fois on dirait que day am scène de jalousie entre les hommes et les femmes et on doit dépasser cette idée on doit avancer donc le rôle de l'homme au Sénégal pour ñu avancer loolu suñu dëkk c'est quoi au fait des fois dañu lay wax culture ba des fois dañu lay wax teg yar nañu sant suñu maam yi 628 89 90 00 221 33 841 02 20 jigéen li ko wat ci société déjà il faut ñu ñëw ci parce que ñu jigéen ñu bari ñu ngi ñëw li ñuy jiital peut-être comme ni ko Benoît waxee mooy jàng bi liggéey bi am sa amu bopp li nga xam ne mooy sàkk li nga xam ne loolu la ñuy gis tout le temps mais est-ce que foofu rek la jigéen war a taxawee damaa bëgg ñu ñëw ci tuuti en attendant ñuy jël téléphone. li ma bëgg a fàttali rek mooy man da ngeen maa woo ma baasaay nelaw ñëw fii ñu may laaj ci gis-gis man nag du ma wax gis-gis kese damay wax gis-gis ak xam-xam may fàttali réew mi ñëpp di ma xool toogalu ma fi genn kilifa laa comme ñëpp man je suis un grand kilifa laa man du ma toog naan kilifa yi sàngam man saa bopp man may kilifa damay wax waxi kilifa. allo. wuyul ko. allo salaamaaleykum. allo maaleykum salaam Sophia. oui soxna si ça va. na nga def maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bu wér. di nuyu di ziar ñi toog ci plateau bi yëpp. ñu ngi lay fay bu baax. Sëñ Fallou Cissé monsieur Benoît mon ami que j'admire beaucoup. J'admire ses positions. di nuyu Maya aussi je ne vais pas être long mais li may wax lu tuuti la rek thème bi dafa am solo li ngeen wax la femme dans la société ngeen ni véritable levier de développement affirmation la lu muy lu dëgg nag muy lu dëggu am na ku dugg ci ligne bi léegi mu am lu mu wax mu ne la famille est la plus petite cellule de la société donc ci biir société ci biir famille bi rek liñ ci seetlu mooy dañu gis ni jigéen ju nekk ci biir kër nga jël benn kër boo xamante ni jigéen new fa dana jafe lool pour naataange am ca biir kër boobu lu ko waral mooy xoolee boo ne yunn ci kër gi rek di nga gis ni que fii amul jigéen d'accord lan moo waral loolu mooy parce que koom-koom bi war a nekk jigéen ji war a am nekku fa donc góor gi da koy génne ci biti te li nga koy wax mooy économie jëlal économie rek dañuy faral di sedd suñu yaay yi ñooy les plus grands économes de ce pays là. dëgg la jigéen ngay jël jox ko 1000 francs wala jox ko 2000 mu tagal la valeur u 5000 wala valeur u 10 000. añu 5000 la te bu ñuy wax société bu ñuy wax développement économie ci la bokk. loolu misaal mu wér la. beneen bi am solo mooy am na ko ne léegi ñun nañ bàyyi di roy tubaab yi. man le bon wala àndal.
ndax Benoît effectivement nee na d'accord tubaab bi bu amee lu baax da nga koy jël. japonais bi bu amee lu baax da nga koy jël. nous vivons dans une société dans un monde boo xam ne planète la. dëgg la nag bunt yi ubbeeku na calvaire bi moom jóg na ku dëgërul rek amaana mu fëkk la. te ñàkk fëkk boobu li la ciy mën a génne mooy Mame Diarra Bousso yi nga xamante ni ñu ngi fi ba léegi ñu ngi fi ba tey suñu royukaay la dëgg la mais est-ce que Mame Mor Anta Sall yaa ngi fi loolu defe naa lu jar a seet la. dëgg la jigéen ñoo ngi góorgóorlu ñu ngi jéem a taxaw mais est-ce que góor ñi jàppale nañ leen obstacle yi nga xamante ni Maya wax na léegi ba tudd parité. fii ci Sénégal parité représentative la ñu xalaat la ñu xam. mais boo bala ngay wax parité représentative dafa am fooy jaar ba mun a yegg ta soofa. muy parité économique politique publique yi nga xamante ni ñu ngi koy def ci biir société yi lan lañ ci teral jigéen lan lañ ci tuuraale pour que jigéen bi mun a suqaliku mun a tolloo ak góor bi ba mun a yegg fa ñuy nase ak fa ñuy noté ba bu boobaa duñ ne dañoo dafa médiocre wala dañ naan affaire yu jigéen la. am na ko wax léegi équité la gëm d'accord gëm naa équité mais équité googu nga xamante ni ñun dañ ko war di véhiculer tout le temps dañ ko war a jëmbat équité buñ koy firi du dara lu dul méngale gu ànd gu tegu ci yoon méngale goo xamante ni dafa tegu ci yoon. équité dans la justice c'est-à-dire égalité dans la justice donner à César ce qui appartient à César mais buñ doon jox cëru jigéen li nga xamante ni jigéen taxawaayam loolu laaj ci société defe naa ni tey jii du ñu dem sax bay wax égalité warul am parce que ñun tollu ñoo góor ñi te duñ yàgg ba mun a tolloog ñoom yàlla cëral na leen yàlla cëral nañu mais li ñu yàlla cëral bu ñu koy xool moo ëpp li yàlla cëral jigéen misaal mi rek mooy suratul Nisaa ci biir alxuraanul karim kon nañu delloo mbir mi fa mu nekkoon mooy bu ñu bëggee Sénégal développé nañu xoolaat politique publique yi lan moo ci wàllu jigéen ñu sóoraale ko ba nga xamante ni parti bi ñu bëgg dana nekk parti bu effective. Elle est partie. ci lu am solo merci beaucoup madame 88 628 89 90 00 221 33 841 02 20 salaamaaleykum. allo. allo oui. sëñ bi noo def. sant bu wér man maa leen woo de Conakry la. d'accord ñu ngi lay déglu. voilà très bien damay ñëwaat ndaw si femme bi mujj jàll léegi. wax na lu am important. dëgg la ñi fi jaar ñëpp je pense que lu nekk li ñu fi wax yëpp am important. dëgg la. je pense que ñu ngi jëm ci 8 fête de la femme. je rends hommage déjà particulièrement à ma femme qui est au Sénégal. d'accord. allo. il est parti. Aïcha ñu ngi koy nuyu bu baax a baax salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si noo def. waaw alhamdulilah. yaa ngi am jàmm. waaw. ñu ngi lay déglu sa gis-gis ci thème mu tey bi. waaw dama bëggoon participer ci thème bi. ñu ngi lay déglu bu baax. kontaan trop ci émission bi. merci beaucoup. di wax ni gis nga Benoît dañ koy bàyyi xel bu baax. li muy wax am na solo trop. mais dama doon rafetlu beneen yoon bu ñuy defati thème bu mel nii. suñ ci mënee boole benn oustaz wala benn yaa Seyda. incha allah. mu wax ñu ci gisuñu islam ci jigéen. nañ ko invité incha allah yaa Seyda moom du fi dégg day dabe mais dañuy bëgg ñëpp ñu wax ku ci nekk am ci wàll. ñëpp am nañ seeni xam-xam bopp ku nekk am na si gis-gisu bopp yaa Seyda mi ngi ñuy seetaan ñu ngi koy bëggee oustaz Iran aussi moom day seetaan émission bi tout le temps donc ñoom dañuy waxtaan ak ñoom tout le temps bu ñuy def suñu ay émission 88 628 89 90 salaamaaleykum. allo. allo. salaamaaleykum. ça va oui. ça va bien merci. dama bëggoon dugg waaye si possible. yaa ngi ci biir émission bi instant dugg nga ba pare. waaw dama gis kuy waxoon ci suuf la. est-ce que du sa télé ñu ngi lay dégg bu baax wàññil sa télé ñu ngi en direct sur Sen TV. ñu ngi lay déglu sa gis-gis ci thème tey bi loo ci xalaat. waaw man d'abord damay gërëm jigéen ñi daal. dëgg la. ndaxte ñi ma nekkal ay jigéen lañu. te ñu ma déggal lañu. allo. ñu ngi lay déglu bu baax. waaw man ñi ma nekkal ay jigéen lañu. te ñu ma déggal lañu. dëgg la.
sànq dégg naa soxna si nekk ku sol lu bleu li tudd Maya. waaw li mu doon wax def naa ni dafa recadrer débat bi. ndax obstacle yi am entre góor ak jigéen. ci biir sëy dañoo war a maanaam daal fexe nun ko dindi ndaxte lu góor mën jigéen war na ko mën. en mathématique on dira la commutativité. dëgg la. sànq aussi tamit Benoît wax na wax ju rafet. nee na déglu ñu directement nga bàyyi télé bi ngay déglu. waaw parce que Benoît nee na góor ñi en général jalousie la. man je dirais que jalousie bu ànd ak complexe la. parce que jigéen suñu borom daf ko may. dem na 88 628 89 90 papa ñu continuer. waaw li ma doon fàttali rek mooy. dama bàyyi ay nelaw ñëw. dëgg la bàyyi liggéey man académie laa yor boo xam ne damay jàngale. su ma wàccee la ma fay fekk lu mu néew ñeenti téeméeri question naa ko tontu bala ma tëdd. dañuy jàngale olof te kenn du fay dërëm. dëgg la. ma bàyyi ko pour sew. bi ma waxee da ngaa jox kii. mu dem mu jox kii. jox kee delluwaat ci kee dellu ci ki ma toog rek. dëgg la. ma moytuloo lu ma leen moytuloo loolu. man damaa war mu mel ni man dama ñëw di seetaan wala xaw ma. te nee naa leen man du ma gan ci télé. dëgg la doo gan fii sax dañuy bëgg bu ñu waxee rek ñu jox la ko. moom su séddalee dafa defee noonu rek mais yow xam nga. waaw ku woo sa gan ba mu ñëw da nga ko war a jox ndam. may ma tuuti rek waaw may naa la ma tuuti bi ngay wax man ku ne dégg na man dama am respect. dëgg la. dëgg la. su may wax neel tekk li may wax xam naa ko. walaay Cissé soo bëggee ma noppi rek. man xooloo ma damay fàttali damaa am lu ma bëgg a wax. dëgg la papa. te bañ ne cocc. mu nekk waxi kasaawa kasa man damaa bëgg fu ma toog. mu nekk sabaaru dugub. loo bëgg rek waxal. may ma tuuti rek sëñ bi boo ma bàyyee rek boo ma defee nii du ma wax kii laay waxal. jéggal lii may wax fi ne moom laay wax. jéggal mooy dirigeant. may déglu rek. jéggal man xulóowu ma waaye dama bëgg a fàttali rek. dëgg la. te bu ngeen seetaanee émission bi di ngeen gis li ma wax. dëgg la ñu ciy jéggal. dafa ma laaj. dëgg la. émission bi dafa dugg yu bëree bëri yoo xam ne tey dafa xajam. bopp yu bëri jaxasoo na. ñu ngi koy tàmbalee ci ki mujj léegi bu ëllëgee na ngeen indi ab yaa sayda. erreur bu rëy la wax. waaw. maanaam mooy nun xamuñu dara. déet waxul lool de. déet sama gis du gis-gis ngeen wax. waaw jéggal ma. gis-gis la. waaw wax nga dëgg kay. ban yaa sayda buy wax ci télé bu ñuy laaj diine ban la. maa ko wax nag jël leen ngeen tasaare ko. kenn rek la. soxna ay sëgéey bu RMD. ku ci ne li mu jàng xam naa ko. mun naa wax fii tey loo xam ne. waxuma kook Iran du ko dindi sayda du ko dindi te man jullit laa. damay jàng sama diine xam ko. kon daal li mu wax li mu laaj yaa sayda diis na. li yaay sayda mën naa ko man lu yaay sayda mënu fii ma toog. lu tax ñu toog nu ay ma di jëm ñu ne indiloo ay yaay sayda ki ustaas ban ustaas moo am xam-xam dëgg ci diine ñu war ko laaj. moonte li yow waruñu laa laaj. man nañ ñu ci wax lu ci diine wax. buñ ci xeeb ban waa buñ ma ci xeeb. dëgg la léegi papa dëgg la wala déet. waaw dëgg la dama bëgg rek. kon ñu bàyyi foofu loolu laa bëgg ñu xam. waaw acca loolu waaye dama bëgg ñu bàyyi ko xel. d'accord maa ngi la koy ñaan. yëf yi bu mu ko wéer ci ay jàngi leen. benn bi mooy. jàng. lépp ñàkk jàng moo ñu ko teg. yéen ñi wax jàng yëpp kenn xalaatu ci diine. dëgg la. moo ñu teg loolu moo tax ñu defe ne yaay seedaa mi jàng muuru rek moo war a wax. waaye li ñuy wax tamit am na loolu diine mënu koo toxal de. waaw man waxuma foofu nañu indi ab yaay xëy laa wax. ñun mën nañu wax ci diine yow war nga cee man ma mën ci. waaw papa nañu jàll ci loolu papa. loolu du leer dama la ko ñaan leer na man kay dama bëgg muy xam ne loolu jeex na. point la man benn point laa moom mi ko wax tontu nga ko leer na ci boppam léegi dama bëgg rek dellu si waat tuuti jàng ci yow tuuti rek. bi ñu ñëwee ñu ne jàng yàlla moo wax jàng xam nga jàng yàlla ko santaane. waaye daf ne iqra bismi rabbika allazi xalaq. yàlla boppam la jàngalu de. jàngaloowul tubaab. noo ñàkk fayda nun di jàngi tubaab. te lu Sénégal lu ko dal jàng tubaab ak ko teg. waaye loolu man maay wax looloo wér. lu fi baax nag lan moo ko indi. kii maanaam lu fi baax nag lu ko indi. li fi gën fi ñu toll Sénégal nga xam ne mën nga ci teg maanaam lu fi baax. ginnaaw lu ko dal
njàng tubaab a ko teg léegi fi mu ne li fi baax li ngay gis chantier yi immeuble yi navire yi bateau yi dem ak yooyu loolu lu ko indi loolu am njëriñ ak baax bokkul ah d'accord ba tey waaw bokku ñu de waaw d'accord waaw ñu bari dañuy jaawale am waaw d'accord waaw dama ne man dama bëgg nu wàcc taxaw dal waxtaan yee nit ñi am na ñu nelaw man na sax ci laa bokk waaye nañu nelaw dëgg la si bu ñu nee jàng yàlla dana jàng leen ma man waaye wa rabbukal akram teraanga jigéen di dëng dëngi ba bàyyi ma fi jàngale leen maa ko yor jàng na ba sonn di taxawaalu dëgg la waaw te jàngam tubaab métier la boo liggéeyul perte nga amoo sa bopp amoo diine nañu waxante dëgg waaye am na sëriñ su koy jàng de tubaab bi waaye waxuma sëriñ man sëriñ am na si suma rabbu bu ñu waxee boo neemee sëriñ rek man damay jaaxle nee na jàng nasaraan am na ñu ko jàng ba am ay diplôme waaw mooy jàng am na ko jàng ba noppi di taxawaal bari na waaw loolu am na waaye xaalis dong la doon wutul yàlla wutul boppam loolu laa bëgg a wax jàngum tubaab métier la loolu laa wax boo liggéeyul perte nga bi ci des dañu wax ci xarfal jigéen te yëpp yéen a ci dugg dem nañ ba ñaawal ko tubaab a ko bañ waaye diine bañu ko ñàkk a jàng ñàkk a jàng ñu bëri coow fii di rëy la mi ñu wax rek dañoo jàngul waaye diine diglew ko yi tamit de waaw xam nga diine digle ko ak bañ ko bokkul tubaab moom da koo bañ diine da koo nangu mais papa xarafal jigéen la xarafal laa wax diine fan laa wax diine da caa maandu waaw jàng ngeen wala jàngu leen waaw mais diine lu mu ca wax xarafal jigéen diine loolu tubaab ba ko wax waaw mais lu ca diine wax mais loolu ñun tam non ñu ngi ci cadre émission waaw mais waaw fi mu ne kay moom noo ngi ñëw fi mu ne kay noo ngi wax waaw loolu ma ne la tubaab ba ko wax mais diine bañu ko nangu ko it waaw bu fekkee man nag li may wax mën naa ko teg ci xam-xam nga xam ne yaay sayda man may ustaas déedéet sax kon ñu bàyyi dañuy jàng si yow rek ndax loolu am na solo jàng ci man waaw ma di leen xamal ne diine bañu ko waaye est-ce que diine tamit digle na ko papa waaw ne ma ne la diglewut ne def leen ko kon da caa maandu déedéet maandu wu ci da koo nangu yonent bi fekk na kuy jongal mu ne teraanga la est-ce que yonent bi xarafal na ay doomam jigéen bi ñëpp la ñuy xarafal voilà mais yow tam man xam-xam laay wax jigéen ñetti jigéen la dafa am ak daaxila daaxilaat xaari jaadu mu maasilaat ku jàngut ci lii noppi ustaas yi nga wax dañu bëri dañoo ragal tekkil ñu ne ci yooyu parce que liñ dese tekki ko ndax ustaas am na koo xam ne lan ne ca kii wa ngeen koy wax nu mu tudd ci tubaab lan lii gudd lii taxaw bi lan booy wax rek ma koy wax ci olof kon na xam na ko ah déet am na lu cat su nekk fii ñu koy war a dem moom lu mu tudd ci tubaab lan moi je pense que c'est comme que dañu nekk dans le cadre d'une émission non dafa baax mais papa jàngaleel rek yow ñu ngi lay dégg jàngaleel rek yow àddina lay xaari jaat mooy ki guddule dëgg la mu maasilaat mooy ki yemle ki maasele ki ne sol ki maasele ak ki ci biiram kooku muy xaari jaat ñu ne xaari jaat jongal ko moo gën ci moom bañ ko jongal islam la wane ne imaamu Shaafi lu bari la ci wax nit ñi coow fii wax nu bàyyi foofu kooku liggéeyam boppam la bu ñu war a teg beneen bi mu ne polygamie islam polygamie la santaane ak niñ koy defee saa bu may wax rek maa ngi noppi jël seen point jëlal sa point lu ko mel ñu yàqal ma l'islam moo ko santaane islam yàlla daf ne mas naa polygamie mais ak niñ koy defee li ma waxoon léegi déggoo ko de leen roy ak jigéen yoo xam ne waruñu leen roy dinañ ci ñëwaat parce que talaatay ndeer li ñu koy dégg bëri na le pourquoi moom mu wax ne ñooñu du ñu royukaay dinañ ci ñëwaat loolu yëpp ànd ci ak père dinañ ci ñëwaat tout à l'heure dinañ ci ñëwaat en attendant damay jox parole bi Benoît comme ça après ñu gën a toj loolu mën cee waxtaan waaw Sophia man li may wax moo di du ma dem fu bari chercher loin ñun ñi ñëpp fi toog si table bi ku si nekk rek boo gestoo si gannaaw nga xool ki la jur sa yaay nga xool ginnaaw sa yaay sa maam ak ñeneen ma ciy profité di wax am na jigéen yoo xam ne ay exemple lañu yoo xam ne man dama gis teg sama bët ku si mel ni Koso Diop ku si mel ni maire Djiba Diagne ku si mel ni maire Fat Ndiaye Bale ku si mel ni maire Paul Maire Diouf
ñooñu si mel ni Tane Thiam si mel ni Tane Ndeye Diop lu tax may wax ñooñu dama màgg ñu tette ma teg ma si yoon teg entourage bi nga xam ne moo nekkoon foofu si yoon ba nga xam ne ñooñu mun naa leen citer en exemple que ay jigéen lañu yoo xam ne dañu sëy ba sëy jeex sëy ngir yàlla sëy pour seeni doom sëy pour seen entourage ñoo xam ne ay jigéen lañu yoo xam ne da nga daan toog sa kër boo génnee bu sa parents yi deful éducation sax si yow ñoom dinañ def éducation si yow ñoom dinañ la teg si yoon tette la mais journée 8 mars ak yi nga xam ne jot nañ ko fi wax naka la suñu société jàppee jigéen au Sénégal naka la suñu société jàppee jigéen au Sénégal ndax jigéen bi fa muy liggéeyee jàppee nañ ko ni ñu ko fa war a jàppee ndax jigéen bi fa muy jàngee étudiante yi ndax jàppee nañ leen ni ñu fa war a jàppee ndax jigéen bi li nga xam ne góor yi ñun ñu ngi leen koy teg ndax yoon la benn cas boo xam ne ñu bari dinañ ma waxati naa mooy polygamie ndax jigéen ñi léegi bu ñu demee ba nga xam ne jigéen day yëkkati ale la jox góor pour ne ko takk ma nga xam ne dañuy dem ba si biir jigéen yëkkati alelam ne jëkkëram utal ñaareel man dinaa la mën a supporter ndax société bi dañu jël jigéen toujours teg ko si suuf wala ndax dañu yëkkati jigéen wala ndax dañu toll la muy thème boo xam ne mën nañ ci wax lu bëri mën nañ ci waxtaan bu baax a baax a baax donc jigéen pour man fleur la dëgg la bu nekkee si kër dëgg la kër ga meññ boo ko arrosé wul rek kër ga ne nii dëgg la su dee donc jigéen lu jara fonk la te ku nekk rek booy wax si jigéen rek xoolal ki nga xam ne moo la jur sa yaay exemple boobu boo ko xoolee rek di nga xam lan mooy valeur jigéen donc nañ ci ñëwaat jigéenu démb ak jigéenu tey dañ ciy waxtaan aussi ndax sama papa yaa ngi fi ñoom mi fekk nañ démb fekk tey ñun ak suñu ay maamaati maam est-ce que nii lañ doon doxalee ci àdduna ñun ak ñoom c'est vrai que bokkul mais est-ce que amul lu ñu war a sàcc ci moom rek daal di ci ñoom daal di jël daal di koy ndafoo parce que dafay am solo Maya maa ngi lay nuyu encore une fois di la bàyyi kàddu waaw Safia maa ngi lay fay bu baax a baax defe naa ne ñetti gis-gis yi ma déglu léegi defe naa ne day replacer en quoi le sujet dans son ensemble parce que sujet bi ñu wax tey mooy le rôle de la femme dans la société véritable levier de développement je pense que mën na nekk point d'interrogation mën na nekk aussi point d'exclamation parce que lu bëri dafa laxasu ci biir boo xoolee journée de la femme depuis 1977 ñu ngi koy féete mu nekk loo xamante ni ay jigéen na ko xeex ba Nations Unies tey institué ko mu nekk journée boo xamante ni tey képp kuy état bokk ci Nations Unies tey def naa di nga ko fête ngir sargal jigéen waaye nag dafa fekk ne société bu nekk ak ay principe am société bu nekk ak ay li nga xamante ni moom lañ ko baaxee nga ñëw société africaine particulièrement nga ñëw société sénégalaise ndax boo xoolee man à chaque fois quand on parle du rôle de la femme man à chaque fois dama koy replacer dans son milieu initial pour dire que est-ce que réellement la femme a toujours été un peu cet objet-là bi nga xam ne peut-être aux yeux de quelques-uns dañ koy considérer parce que tamit li ñu jàng tamit xamale mooy que ne boo xoolee les sociétés africaines jigéen dafa mës a nekk loo xamante ni tamit jox nañ ko quand même gëddam quand il s'agit même de prise de décision boo xoolee bu njëkk ba nijaay doomu mag mooy jarbaat mooy doon ça doon di que ne tey le rôle maternel dafa nekk loo xam ne lu ñu yàgg jël la boo xoolee dañuy wax naan sama professeur Massamba Gueye dafay wax benn bés ne boo déggee góor ne damay waxtaan ak sama ñegenaay te xam ne ñegenaay du wax nga xam ne kon jigéen la donc loolu sur le plan traditionnel je pense que nga jël talaatay ndeer comme exemple bi sama papa joxe léegi pour dire que ne vraiment jigéen dafa mës a jouer rôle am dans la société maintenant fi peut-être fi problématique bi di ñëwee mooy que ne le monde évolue maintenant le monde évolue est-ce que tey jii avec l'évolution monde bi ni muy évoluer tey fi ñuy wax par exemple axer le développement est-ce que foofu tey war nañ fa aussi replacer le rôle actuel tamit de la femme pour dire que tey dañu war a harmoniser wala bokk ñu je peux dire je perds même le mot ñu pas rationaliser en tout cas mettre au temps top li nga xamante ni mooy rôle de la femme xool aussi ci biir tey liñ boo gisee ñu naan autonomisation de la femme parce que thème bi ren ci journée internationale de la femme mooy li ñuy wax les femmes dans un monde de travail en évolution c'est-à-dire vraiment promouvoir le 50-50 d'ici 2030 donc yaa ngi ree Safia mais loolu thème bi la lu am solo la ñu waxtaan ci parce que thème boobu mooy thème mu année bi ñu replacer ko dans son ensemble jël ci tradition jël ci modernisation xool tey quels sont les obstacles tey yi nga xam ne mooy tax tey la femme
tey autonomisation bi nga xam ne war na koo am tey ñu relever ko soulever ko xool aussi les tenants et les aboutissants xool aussi quelles sont les perspectives à mettre en avant pour pouvoir permettre à la femme de valoriser son plein potentiel. d'accord dañuy dem ndànk ci li nga xam ne papa moom la ñu ko soulever muy kan la papa Fallou moom la ñu ko soulever muy kan la ñu war a roy déjà kan mooy jigéen bu baax ki nga xam ne war nañ koo mën a roy ba 8 mars bu jotee ñu jël exemple ci moom après ñu daagu ndànk dem ci li Benoît parce que am na solo jigéen ñi est-ce que place ba ñu mérité teg nañ leen fa fii ci Sénégal parce que chaque jour dañ koy waxtaanee chaque jour ñu gis yu bon yoo xam ne dañ koy teg ci ndoddu jigéen ñi mais jigéen ñi tamit est-ce que la leen war ñu ngi koy def donc dañ koy waxtaanee yow mi di seetaan tamit mën ngaa woote 88 628 89 90 bu dee yaa ngi Sénégal bu dee yaa ngi extérieur 00 221 33 841 02 20 papa ma bàyyi la nga ñëw ci Talaatay Nder. damaa dégg léegi mu ne noonu duñu ay royukaay ndax doonoo xar am déet waxul loolu laa wax àddina démb ak bërki démb ak bërkaataan démb la amoon ak li am tey démb lan moo amoon jekki-jekki jóge gànnaar bokk ci buur taraasa ñëw fekk am réew nga toj ko rey góor ña jigéen ña nga njoñ jiital dem yóbbu jaay ak njaam booba ceddo gi bari na alxuraan la teewul ak sëriñ sax day nëbbatu ca jamono yooyu laa lay wax ñoo xam ne ñoom ñoo mel ni ku ci mel ne Béthio Sakoura Mbaaka yamar yaram Jóob Yoro Jaw Booli Mbóoj ñoo ñëpp di ñoo xam ne ay waalo nanu yoo xam ne démb ak bërki démb waalo dafa am lu fa représenté woon ba ci yéegi njëmbët mi nga xam ne doon ko jëloon déporté ko mu dem lu delloo ci ko Youssou Ndour wax na ko ndax fàttaliku ngeen Talaatay Nder way saalaa ay jigéen ñu bëgg leen a dajale dugal leen ci ab kutumbal ne doon leen yóbbu dem bu taraasa ay naag lañ dëg leen yóbbu ñoom ñu ne bokkuñu ci loolu duñu dem tey duñu dem ëllëg duñu dem dama ne la traite négrière sax ndax jigéen ñi nga xam ne doon leen daan jàpp bëgg leen a jël déporté leen yóbbu leen ay États-Unis ay Amérique ak feneen ñii di daanu ci biir ndox mi ñii di bañ ndax ñooña royukaay noonu wala dumu royukaay jëlal ñoo ne nga méngale ak ñi nga xam ne doon daan xuut ci am réew bëgg leen a jël yóbbu leen gànnaar wala yóbbu leen feneen def leen jaam wala jàpp leen jaam ñu dajaloo dugg ci ab néeg def ko ci ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askan ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññee woon dafa ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ci ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu doon sama gaañaangi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la première chaîne de télévision urbaine du Sénégal Gis-Gis Sen Plateau bi ngeen xam ne dañ leen koy servir tous les dimanches de 21h jëm 23h ñu ci waxtaanee thèmes yu am solo di nuyu képp koo xam ne mi ngi ñuy bàyyi xel journée internationale de la femme oblige ça sera mercredi inchallah donc dañuy dajale daal di tënk lépp li nga xam ne jigéen war na ko ci société bi ñu waxtaanee ko. dañuy ramasser un peu parti point yu bëri parce que jigéen mën nañ ni mooy téye société jigéen mooy téye kër jigéen mooy téye lépp loo xam ne loxoom ma nga ca donc dañ koy résumer yëpp daal ci waxtaanee ma andi ceeg samay ñaari papa Père Mbaye Ngoné Fall andi ceeg papa Fallou Cissé andi ceeg ak Benoît andi ci ak Maya ku ci nekk am na xalaatam par rapport ak jigéen na mu war a comporter woo par rapport ak jigéen naka la war a mel ci société donc dama leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu si nekk sama plateau kenn par kenn ñu daal di avancer tranquillement papa maa ngi leen nuyu di leen ziar. gërëm di la sant sama doom Sophia Diatta j'avais tellement de nostalgie surtout tey seen journée ngay jigéen sëñ Fallou Cissé maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la ñaanal Benoît
Maya maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la ñaanal di la sant bu baax le grand caméraman Ndoye fàtte ma ko ñi ma jàkkaar lool ñoom Babacar Sow maa ngi leen di nuyu di nuyu nag réew mi ñëpp di leen gërëm bu baax di leen ñaanal di leen sant di leen xamal ne tey journée de la femme comme ni nga ko waxee Sophia Diatta muy journée boo xam ne xam nga jigéen tamit dafa am ab cër ci société ma leen di ñaanal bu baax di leen gërëm di leen sant tamit di leen joxub cër waaye daal ba ma ca gënal moom mooy jëggën waaw jigéen ak jigéen waaye jëggën day moo ma ca gënal. d'accord moom la ñuy waxtaanee tey journée internationale de la femme ça sera le 8 mars mercredi incha allah mais tey dañuy anticiper tuuti parce que plateau gis-gis ku ne xam na ni chaque dimanche la donc damay tourner sama gauche daal di nuyu sama papa Fallou maa ngi lay nuyu di la ziar bu wér. maa fii ñu ngi lay nuyu di la jaanal di nuyu itam ñi nga xam ne ñoom nga bokkal barab bi. surtout sama waa ji nga sama xoloowaale bi. Benoît. namoon naa ko nag dafa bari jàmm nag wax dëgg yàlla. dëgg la waaw noonu muy def it ci émission noonu la di nuyu nag suñ man caméraman damaa neex. dëgg la ndax ñoom bu ñu tegee ci yoon rek émission tegee ci yoon. dëgg la di wax réew mi itam man neexuma am surtout guddi. dëgg la waaye sa yar ak sa teggin bi ñuy woot wax naa la ko. dëgg la te tey rek laa ko woo papa maa ngi ko woo. sànq la ma woo rek dafa xaw loolu xam nga ne. dëgg la mais nam ma wooyee kuñ ko wooyee nga ñëw. ànd ak yar jox la cër loolu la ma defal dama bëgg yéen ñi mu nekkal ngeen xam ko ay kilifaam dégg ko bu dee noonu lay wooyee ñi muy wooy kilifa gum gu ko neex mën na ko indi. moo tax ma kontaan ci moom ne man dama naroon a bañ. dëgg la ndax gëdd naa ko sax waaye ma gis mu wàcc li ngeen a abaissé di ma dalal ba am ma. ay gars yi naan am ma kon nag yow itam noo ngi lay nuyu di nuyu. Abou Fallou maa ngi lay fay bu baax a baax. c'est un plaisir dëgg la c'est un plaisir ñu koy am moom it suñu ay plateau Maya bonsoir. bonsoir Safia. yaa ngi donc ci jàmm waaw maa ngi si jàmm donc vraiment maa ngi sant ñëpp ñu nekk ci plateau bi commencé ko par Père Maïngone. di la nuyu yow aussi di nuyu tonton Père Fallou di nuyu aussi Benoît. vraiment di rafetlu émission bi comme ni nga ko waxee tey dañuy à l'avance bien sûr la journée internationale de la femme muy lu am solo ñu war a waxtaanee te ci rôle de la femme parce que mën naa ne de manière diverse ci côté bu nekk merci beaucoup papa chaque jour dañuy fêter 8 mars chaque année on va dire chaque année dañuy fêter 8 mars donc à chaque fois bu nu nuyu ma la tey moom dama laa fàtte xam naa li ñu wax sànq téléphone lu bëri moo tax ma tege ne instant bi nuyu naa la bu yàgg maa ngi ciy jégalu Benoît bonsoir. damay rafetlu rek. maa ngi ciy jégalu bu baax nga xam ne moom la sama papa bi wax. dëgg la mooy sa professionnalisme. merci et puis comme que ñaari jigéen a fi toog yow ak Mia maa ngi leen di souhaiter bonne fête. merci par anticipation le 8 mars. merci beaucoup mais je profite de l'occasion aussi pour souhaiter un bon carême à nos amis chrétiens. yoo xam ne actuellement ñu ngi ci carême bi. di ñaan yàlla ñu dugg seeg jàmm et puis génn seeg jàmm et puis comme ni ma koy waxee rek di ñaan yàlla def jàmm Sénégal. parce que moom la ñu am. amiin et puis ñi feebar yal na leen yàlla yëkkati. ñi nekk ci prison bi yal na leen yàlla génne. bon pour anticiper maa ngi fóon sama ñaari doom yi tamit. tuuti ak maman fi di leen ne bonne fête. di nuyu ñi nga xam ne moom mënu ma leen fàtte ku su mel ni Grand Diagne avec sa femme et di nuyu tout le monde. ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Sen TV et puis di nuyu ñi nga xam ne ñooy cadre émission. merci beaucoup Benoît donc damay réitérer samay propos papa chaque année 8 mars dañ koy fêter chaque année c'est une fête boo xam ne famille ñoom ñoo ko moomal seen bopp tout ñëpp xam nañ ne nag jigéen chaque jour heure bu ñu xëyee day am poids bu mag bu muy poser ci société heure bu ñu xëyee parce que jigéen mooy jur ku baax jigéen mooy jur ku bon jigéen moom mooy yor société donc tey dañu xëy rek ne dañ ciy bëgg waxtaan comme ça 8 mars suñ ci demee jigéen bu ne xam boppam ndax ko ñuy feete war naa war a xam boppam wallaay su fi sax mënoon nga see ñàmbaat mais ba ki démboo jaay la bis bu rëy wala xamoo ko ban bis bisu soxna Jaara Poroxaan dëgg la soo fii di soxna soo xam ne dëgg la dund nga guddul lool ndax fanweeri at ak ñett nan wax waaye wattu na ci alxuraan liggéey ci liggéey ba nu ba kii maanaam liggéey bu mucc ayib liggéey ci ak sëriñam liggéey bu mucc ayib dem sax ba digganteem ak borom këram mu am lu mu ca jëf yoo xam ne réy na réy goo xam ne kenn mënu laa wax nu mu demee muy ci liggéey muy ci nekkinam ak ñamu nekkaloon ca kër ga ca jigéen na bant mësta damm xat mësta damm yat mësta jóg dara mësta jóg kenn mësu ko atte ak kenn boole ko ak sutura dem ba boot ba mu doon boot ak njabootam sax ca doom jamu ca doon boot sax daan na dem ba doom ja sax daan na ko ci sant loo xam ne ci ab mbootaay da ko daan jëflante ak moom moo ko may tey bis bii te jigéen la li mu am
moonte am na ñu ko mën a am de ñoo xam ne ñu ngi ci société bi waaye da koo liggéey ndax jigéen ñi jur ku nekk moom rek la sunu borom autorisé mu jóg taxaw ne maa nga jëm fekkat bërëb bee ma jëm dinaa fa jur wàlliwu wala dinaa fa jur ku nuy soow wala dinaa fa am nangam wala dinaa fa jëf nangam moo mën a xëy tabax àdduna waaye moo mën balaa jant bee soo mu toj ko ba mu yàqu rajaxe ko yàq lépp loolu jigéen mën na ko dëgg la Papa Fallou waaye jërëjëf dugg na fu am solo doore ci ku am solo muy soxna jaara maam jaara mës la tongoo maam jaara mës la songoo kii kay mësul toog dëngoo ak kenn soxna saa néew kooku moo defar Serigne Touba soxna jaara Serigne Touba jàng na ni ñëpp am nay waajur ni ñëpp waaye waajur wu jigéen wu mel ni soxna jaara la ñu bari am dara ko daan defar ba defar ñeneen ci bu guddi jotee day dajale ak njobootam sëñ Touba ci lay bokk booba sëñ Touba ngi toll ci ati po sëñ Basirooy wax nag di doomi sëñ Touba nee na booba la tàmbali miin jaamu yàlla te maam jaaraa ko ci tàgg yar ndax maam jaara yëmaloon ci dégg alxuraan rek waaye woy juróom wu jigéen danaan jàngali góor wax nañ ne danaan muuru ba nga xam ne li ñuy wax suumu mooy niqaab lii xew nii bu ko defee góor ñi duñu am kersa ndax moo leen raw te ñi xam lim xam booba bëri ñi maam astawaala mu leen di jàngal kon bu ñu ñëwee ci bis bu toll nii muy bis boo xam ne at mu jot ñu koy coow ñi ngeen def lay ndax bu ngeen dee bëgg a jariñ kuy dugg ci dara da ngeen koy wax ak moom balaa mu dugg mu xam ni muy duggee ndax bu ki dane tëb dugg yomb na waaye tëb génn jafe dara dana ñëw rek nga ne barax dugg dëgg la ñu téye la fa doo mën a génn ñu ne la fi te dugaloon xob sa ca pax sa du ko ci génne bis bu rëy la bu ñu wax waaye foog nga xam bis bi fu mu jógee lu tax mu jógee fa lu tax ñu taamu ci jigéen bis bi lu mu koy jëriñ ndax bis bi dañ koy wax li mu war a def ndax bis bi dañ koy wax li mu war a moytu ndax bis bi dañ ko ci waxal li ko jig wala bis bi dañ ko ci waxal li ko jigul ndax bépp société ngeen di ko wax penc mi su amul jigéen ju mel na mu war a mel ba mën a jur koo xam ne dana yor penc mi ndax na nga xam ne nag jigéen ndab la ndeem yaa am fayda ba sa jëkkër sax doo ko ci yekkal ci ndab lu setu aste yàlla dëgg la jigéen ju set ju laab ju tege ci yoon la yàlla lay jox kum doyloo di ko yónni ci kaw suuf si xutbu raab ya laqtaab ya labdaal ya xawsi ya wali ya wu ak ci jigéen lay jaar waaye mbër ya rappeur ya waykat ya fecckat ya ak bandkat ya jigéen leen di jur waaw noonu la tudd dëgg la ku ci ne ndeye la jur dëgg la yow léeg-léeg nga dégg ñu ne nday jee liggéey ak nday jee baax ak nday jee nangu bokkuñ boo liggéeyee ni mbaam mbaam day liggéey moo dàq liggéey fas waaye mu njëriñ ci kër gi soo liggéey pare rek sànni ko parce que liggéey doo nga la man lu mu mën dana la ko yàqal dëgg la kon jigéen du liggéey ga nangu ak nooy ba su bis bi ñëwee ñu jiital ay nit ñoo xam ne dañu leen a tudde femme intellectuelle te jigéen su xasee ñu ne ko femme intellectuelle rek rey nañ la ndax kon boo àndee ko mel ni man te du ma intellectuel di taalibe day mel ni man waruma takk ab taalibe war a takk femme intellectuelle te jigéen liggéey ñu ko pour lu dul góor moo tax yàllaa ngi liggéey yeneen jigéen ci aljanna muy xaar góor ñim gërëm ña nga aljanna fees fa del génn góor nekk bu xanaa góor guñ tàpp goo xam ne du xam jigéen ñiy liggéeyal jabar yooyee di xaar ñii yàlla gërëm óorul ay ni la ñu jigéen ju sàggan fii doo ca bokk kon jigéen bu mu roy xànju su bëggee jariñu xànju doon nit ku baax dafa mooy yàlla dafa am xaritam bu mooy yàlla njaaloo mu terale ko boppam mooy yàlla gum tey te kële muy ndate li mu mooy yàlla mën naa am dañ ko forcé te la ikra fi diin na teg yaa xànju waaw mais xànju nag moom mooy yàlla mooy yàlla goog ba addunay tukki saa bu ñuy waxtaane rek nettali ko
mooy yàlla nga tegu ko ci dëgg ndax li yàlla bañ la dem terale ko nit yàlla nag seetaan leen ñu am mujj gu yàqu mujj gu bon ndax dañoo mujj ñoom ñëpp xaru kooku du royukaay te buñ nee jigéen ñi 8 mars suñuy waxtaan tudd xànju tudd ndete yàlla tudd talaatay ndeer te kenn du ci royukaay ci jigéen ju baax ci ñett ñooñu ñëpp ñoo ma lay wax ni talaatay ndeer la ñu def la tax ñu rey seen bopp l'islam terewu leen ko kon rey sa bopp du ndam te ñoom dañoo xaru kon bu fekkee ne dañoo bëgg ne dañoo am jigéen lañ yu mat ay intellectuel lañ dañuy jël ko mel ni maam Jaara moo leen gënoon di intellectuel soxna comme Astu Jànq yaayi bàyyi ci jigéen ñi gën ci Sénégal la bokk maam Kumba Ndooy yaayi bàyyi laay wala maam Imaamu Laay soxna Jaariyatu topp ko sëñ Abdou Aziz sëñ Fatou Wele nga xam ne bu nekkaa ak jigéen ñi day dafa wan nit ñi ne leen man ndab lu set laa lu mën a jur Alaaji Malick ba ñuy xuus ca ndox ma yére ya rafet jigéen ñëpp woo ko ngir bañ a tooñ seeni yónni mu bañ awraam génn mu wàcc yére ya mu tooñ ba yàlla yónni ko mel ni Alaaji Malick moom la yónni jox ko ndax mooy ndab lu set la donc papa jox nañu ay exemple nit yoo xam ne ay jigéen yoo xam ne mën nañ